FM, wow. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous sur Télévision Futur Média. On se retrouve à 22h25 pour Quartier Général ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel mbaa jàmm ngeen yendoo nu ngeen def ak koor gi tey dellusiwaat nañu ak yéen ni ñu koy defee guddi gu jot ci Télévision Futur Média ngeen mën ñoo seetaan ci télé bi déglu ñu itam ci rajo bi King FM 99.4 déglu ñu wala seetaan ñu itam ci suñu site internet muy www.igfm.sn. alors ñun ñëpp a ngi fii pour gunge leen fii ba ci kanam bu ca kanamee dinañu recevoir gan gu am solo muy koo xamee ñi dañu ko ràññee bu baax ci wàllu politique xale la et puis am na doole comme on dit am na doole soxor na Barthélémy Diaz pour ne pas trop jël ci temps bi ndax moom li ñu bëgg a waxtaan ak moom yëpp ca kanamee bu ñëwee dina mën a tontu ci suñu ay questions yéen tamit di ngeen mën a réagir moo xam ci téléphone bi wala ci plateforme yi nga xamee ni am nañu fa ay compte ci réseaux sociaux yi on va retrouver d'ailleurs dans quelques minutes Mamadou Ndiaye ci plateau bi bu ko defee moom itam mu wax ñu naka ngeen mën a réagir ak hashtag bi nga xam ne ni moo di QG 2019. on va tout de suite démarrer ak partie bu njëkk bi nga xamante ni mooy téléservice bi bokk na ci xibaaru jaww ji ëllëg dina tombé ak vendredi donc mën nañu jàll ci prévision yi nga xam ne ni bëgg nañu leen ko baaxee ça vous permettra ngeen mën a xam suba koor gi naka la nar a tëddee ak température yi surtout que tey ak démb xawoon naa tàng tuuti. on va découvrir tableau bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour xool dëkk bu ne ñaata la yeewoo ci wàllu température c'est vrai que ba léegi ñu ngi am ay peexu fajar loolu météo moo ñu ko xamal donc Dakar yeewu ak température yu toll ci 19 degrés Saint-Louis mi nga xam ne dafa jege ndox comme Dakar moom ëllëg dina yeewu ak température yu toll ci 17 degrés 22 degrés Podor Matam 27 degrés Linguère 22 degrés Diourbel 22 Kaolack 22 daanaka biir Sénégal yëpp ñoo bokk ay température 22 la ñuy yeewoo suba gi fu mel ni Tambacounda 27 degrés 23 degrés Kolda Kédougou dina yeewoo ëllëg ak température yu toll ci 27 degrés Ziguinchor yeewu ak température yu toll ci 22 degrés bu ñu demee nag ba ca kanam ci bëccëgu suba gi thermomètre bi daanaka mën naa yéeg ba dem ci diggante 44 jàpp 45 degrés donc am na ay dëkk yoo xamante ni suba koor gi xam naa dina metti ci ñoom boori Matam ak dëkk bu mel ni Linguère nga xam ni météo mu ngi ñu xamal ni ëllëg dina yendoog température yu toll ci 44 degrés ce qui veut dire que Aly Ngouille Ndiaye mi yendu Dakar tey xam naa ni suba Dakar lay yendu parce que température yu Linguère bi góoma ni dina ko mën a supporter ak ni mu toll bu weesoo Linguère Diourbel dina yendoo suba ak température yu toll ci 43 degrés Kaolack waxi nopp 43 degrés Tambacounda ak fi nga xam ne ni moo di Kédougou ak Ziguinchor 43 degrés Dakar nar a yendoog température yu toll ci 25 degrés Saint-Louis 35 degrés Podor ak Linguère ñoo bokk ay température suba ci li météo prévoir mën naa toll ci 44 degrés bu weesoo température yi mën nañu leen wan waxtu marée yi benn rek la ñu am ci waxtu marée haute yi météo di ñu xamal ni bu njëkk bi dina ko seetlu ci bëccëg bi bu 11h47 jotee waxtu marée basse yaa ngi nii bu njëkk bi 5h26 du matin la ko météo prévoir bi ci topp dina ko seetlu exactement laataa ñuy ndogu bu 18h05 jotee bu ñu desandee ba tey ci géej gi mën nañu leen baaxee waxtu yi nga xamante ni moo gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi moom la tubaab tuddee meilleur moment pour la pêche et puis bu leen fàtte bu ngeen dee dem géej bu leen fàtte mukk seen ay gilet de sauvetage alors fajar gi diggante salaatu ak julli fajar ci lay baax pour nappkat yi maanaam 4h51 du matin jàpp 6h51 ngoon gi diggante takkusaan jàpp ndogu mën naa baax pour ñi nga xamante ni ñooy faral di dem géej diggante 17h20 jàpp 19h20 et bu leen fàtte consigne bi ma fàttaliwaat leen ko yéen ñi faral di dem géej mieux vaut prévenir que guérir bu leen fàtte mukk seen ay gilet de sauvetage ñu découvrir jant bi xool ban waxtu ci la nara jóg voilà donc 6h43 ci lay xëy suba du biddanti et puis dina tëddi guddi gi exactement bu 19h29 jotee donc loolu mooy xibaaru jaww ji mën nañu leen baaxee itam leneen lu leen mën a soxal ci téléservice bi ba tey muy taux de change bi ku ne xam ne ni Sénégal dëkk tukkikat la alors on vous montre tableau bi nga xam ne ni ci la ñuy sukkandiku pour xool dëkk bu ne bu dee dañu bëgg a wecc xaalisam ak CFA ci ñaata lay toll xaalisu Amérique la ñu koy njëkkee $1 ñoo ngi koy weccee
586,079 francs CFA. 1 euro ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA. une livre sterling xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 762,400 francs CFA. 1 yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 86,4108 francs CFA. 1 dirham di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 60,5815 francs CFA. 1 dalasi di xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 11,8129 francs CFA. loolu mooy taux de change bi bu dee da ngeen di tukki bëgg wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi foofu le devise bi tollu. bu ñu àggalee ba tey téléservice bi qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer encore. on va regarder et découvrir ensemble waxtu julli normalement moo ci topp mu ngok laataa ñu leen di jox naafila tay yi ak oustaz Assane mi nga xamee ni bu ca kanamee tuuti dinañu ko fekk ci suuf waxtu julli yaa ngi yi nag bokkewut ba tey ak naafila yeeg ñoom seen ñu wax leen ni suba fajar gi jullee mu ngi toll ci 5h29 du matin tisbar mu ngi toll ci 13h07 takkusaan ëllëg daañ ko julli 16h19 timis suba dina toll ci 19h33 gée suba dina toll ci 20h14 loolu mooy waxtu julli yi naafila yi dinañ ci ñëw fileeg ay minutes ak ki nga xam ne ni moo di oustaz Assane. j'aimerais juste en profiter pour wax leen ni mën ngeen a teel a composer numéro téléphone yi nga xam ne ni fileeg ay minutes dinañu ko afficher ci suufu écran bi pour yéen ñi nga xam ne ni yéen a bëgg a njëkk a séddu ci teranga yi nga xam ne ni bëgg nañu leen ko baaxee ñun nag suukaru koor la ñu ko tuddee d'habitude Sénégal buñ dee joxe suukaru koor dañuy bàyyi ba koor gi dem ay fan waaye ñun dañu ko teel a tàmbali donc ñu ngi leen di xaar ci téléphone yi 88 628 22 22 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 am nañu ay téléviseur am nañu ay mixeur am nañu ay micro-ondes tànn sa bu la neex lay nekk bu ngeen wootee yéenay tànn soit xaalis enveloppe yu toll ci 25000 wala ñu may leen ngeen tànn yi nga xamante ni dinañ leen ko won ci plateau bi comme ça mu nekk seen suukaru koor et puis Makka ren dañuy teg billet ci quartier général bi comme ni ñu ko defee woon daaw defee ko daaw géej même bu fekkee woote ngeen ci numéro téléphone yi même bu ngeen ñu jotulee en direct seen numéro bu xasee ba dugg ci suñu ay numéro téléphone ñun dañu koy am donc à tout moment mën nañu tànn kenn woo ko may ko billet Makka wala ñu jox leen li nga xamante ni moo jëm ci yii ñu leen di bëgg a sédd. on va retrouver équipe bu quartier général dans quelques minutes ils sont en train de se préparer ci plateau bi tey préparer nañu leen ay sujet yu am solo ñu ngi poudre rek ñoom seen oustaz Assane la ñuy àndal nee na tey dina waxtaane laab c'est vrai que laab dafa am solo parce que set moom dafa war képp kuy jaamu suñu borom surtout ci période bi ñu nekk donc loolu mooy sujet bi nga xamee ni kii di oustaz Assane préparé na ko Mamadou Ndiaye ñëw ak yéen ci internautes yi Bijou Sy sera avec nous ak équipe bu quartier général je rappelle que tey ki nga xamee ni moo di Barthélémy Diaz moo nar a nekk suñu invité on va se retrouver ci plateau bi dans quelques minutes pour quartier général premier talk show fii ci Sénégal. asamaan sama xol di dund mel ni say lamp leeral sama ruux man suma sañoon nga nekk fii ak man saa su ne Ramadan 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 ya Habib Ramadan Ramadan laytaka dawmal xarim bëggeel mu ngi fu ne jàmm feesal feexal ngelaw li Ramadan weeru alxuraan dama koy yëg sama biir xol dooleel sama biir man suma sañoon nga nekk fii ak man saa su ne Ramadan
Ramadan Ramadan ya Habib Ramadan Ramadan laytaka dawmal mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal guddi bu neex ci télévision Futur Média c'est pas pour rien quartier général nekk numéro 1 fii ci Sénégal loolee c'est grâce à vous yéen ñi nga xam ne nii da ngeen di yàkkamti mu tàmbali diggante ndogu jàpp xëdd ñu leen di gunge ñun ñëpp a ngi fi fas yéene àndandoo ak yéen ci pàcc bu njëkk bi la ñu tolloon laataa ñu leen doon jox clip bu quartier général Oustaz Assane la ñuy àndal léegi nii di ko ziar jox ko wàccuwaayam sekk ñu ngi lay ndokkeel laataa ñuy waxtaanee sujet bi nga xam ne moom nga préparé pour tàmbalee ko tey quartier général bi dañuy dem ak yow ci naafila tay bi. ñu ngi lay delloo ziar Baye Cheikh di ziar mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média yi di ñu topp si quartier général ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy bokkal plateau bi comme ni nga ko waxee tey mooy naafila ñeenteelu guddi gi nga xam ne ñeenti rakk la rakk bu nekk da nga siy jàng Fatiha ak suratul kafirun mooy qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'budu lakum diinukum waliya diin nga def ko li nga xamante moom moo di ñetti yoon nee nañ boo defee li nga xamante moom moo di naafila bés bi suñu borom subhanahu wa taala mën na la defal li nga xamante moom moo di jéggal la li nga xamante moom moo di say bàkkaar say rëcc-rëcc yi nga tey yi nga tayul yi nga xam yi nga xamul ak yi nga xamante ni yëg nga ko ak yi nga yëgul yëpp yàlla ak yërmandeem ni mu yaatoo ak mbaaxam ni mu yaatoo ak suturaam ni mu yaatoo mën na la baaxee jéggal la say bàkkaar yëpp si naafila bu gàtt bi ñeenti rakk la rakk bu nekk Fatiha ak suratul kafirun ba mu jeex boo paree nga ñaan say soxla Baye Cheikh. donc loolu mooy naafila yi profité leen ngeen def ci am na nag yu simple yoo xamante ni quand même bu dee classe Bijou Ndiaye nga xam ne ak Maodo Ndiaye dañoo tayal ñoom mën nañoo def yu mënta ñàkk gis naa ci ñoo xam ne ñaari rakk rek la ñuy def ak seen xulwa yu bëri. waaw xam nga loolu moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal di wax ne képp koo xamante ni da ngay naafila wala ngay jaamu yàlla nga def loo xamante ni lu gàtt te sax moo gënal borom bi subhanahu wa taala lu gudd te loo xamante ni saxul maanaam bés bu nekk nga def ñeenti rakk même bu dul weeru koor di ko def naafila dool seet ak chafa ak witr ñu gën ko xam si chafa ak witar loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na li muy gàtt-gàtt na sax moo gënal borom bi subhanahu wa taala loo xamante ni dafa gudd lool te du sax beneen bi itam mooy li may wax rek naafila yi jarul ñu koy taawi yenn taawi yi ndax nekk lu dul loo xamante ni rek pour jéem a yokk li nga xamante moom moo di yiw yi ndax suñu borom subhanahu wa taala tegul kenn loo xamante ni mënuloo ko li ma bëgg a wax foofu mooy fanaanee naafila war a xëy liggéey dem bureau ba di jayaaxu doo liggéey sa liggéey ni mu jaadoo ak ni mu ware loolu itam l'islam santaanew ko wala nekk si naafila ba li nga xam ne moo di say farata doo ko def loolu itam l'islam santaanew ko ndax léeg-léeg da ngay gis koo xam ne day gàddu basangam dem jàkk ja fa ñuy jullee di xaar naafila bi te na muy xaaree naafila bi du ko xaare noonu óoru farata yi kon loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la naafila baax na waaye nañ gën a jox li nga xam ne moom moo di julli farata yi ndax julli farata yi bu baaxee naafila yi bu ñëwee da koy yóbbaale rek mais bu fekkee ne da ngay concentré wu si naafila bi di ko jox gëdd di ko jox li nga xam ne moom moo di àqam te julli fajar tisbaar takkusaan timis géewe respecté woo waxtu bi yow yaa ngi teg sa bopp loo xamante ni yàlla subhanahu wa taala santu la loolu waaye itam di ko tàllal yàlla bëgg ko ndax yàlla nee na yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr man lu yomb lu softu laa leen bëggal waaye bëgg lu ma leen lu diis kon yàlla nag bu ñu tegalee loo xamante ni lu oyof la Baye Cheikh yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ni mu bëggee ñu taxawee li mu ñu sante bu ñu teggilee mbir itam noonu la bëgg ñu koy tegg koo Baye Cheikh. quartier général 2019 yéen tamit da ngeen cee am wàll internautes yi ak fu ngeen mënti nekk di ñu seetaan ñu ngi xaar seen ay commentaires Barthélémy Dias ca kanam bokk na ci ponk yi ñu nar a waxtaanee dialogue bi nga xam ne ni président woote na ko tey ci bëccëg la ko monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye jiite woon moom am na ci baat et puis bëri na ay laaj yoo xamante ni bëgg nañu ko laaj journaliste yaa ngi fi
loolee dañuy bàyyi Mamadou Ndiaye mu expliquer leen naka ngeen mën a def ak fu ngeen mënti nekk ci àddina. effectivement Pape Cheikh gannaaw ba ma la nuyoo nuyu téléspectateurs yi comme ni ñu ko defee nii laa nar a toogee ànd ak ndoog ñi nga xamante ni ñooy internautes yi fii lañu war a mën a dem pour mën a bokk ci émission bi réaction yi ci Facebook mën a nekk dañuy def arobase Télé Futurs Médias bu ñu demee Twitter dañuy def hashtag QG TFM 2019 bu ñu demee Instagram dañuy def arobase GFM SN bu ñu demee Snap dañuy def arobase GFM -8 ak teg ci Sénégal comme ni ñu ko defee depuis début quartier général nga xamante ni dañuy fi bàyyi benn numéro téléphone bi nga xamante ni mën na permettre ñii di internautes yi wala téléspectateurs yi ñu réagir ci seen numéro téléphone bii di 77 393 96 34 dina permettre ñoom seen question ñu partagé ko ak suñu invité yi comme ni ñu koy defee depuis bi koor gi démarré ba léegi Pape Cheikh di fàttali ni mën nañu suivre suñu site internet yi ku ci mel ni IGFM di nga xamante ni mën nañu am information yi en temps réel di www.igfm.sn mën nañu suivre aussi rajo bi di King FM nga xam ni quartier général mi ngi fay jaar di www.kingfm.sn mën nañu ko suivre aussi ci 99.4 Pape Cheikh. mu ngoog donc loolu di lu am solo li ci bees mooy mën nga poser sa question ak vidéo nga yónnee ñu ko ci numéro WhatsApp bi nga xamante ni Mamadou Ndiaye joxe na ko léegi xanaa profité ci rek très rapidement fàttaliwaat leen ni Ecobank am na yu am solo yoo xamante ni daf ko jagleel ay clientam ci koor gi ñu ne ak seen ay points express loolu nag njëgu mburu la te ku ne mburu xalaat ndogu donc ndogu yu client yu Ecobank il faut ngeen bàyyi ci xel balaa dara xew Mamadou Ndiaye. Ecobank chaque année ci weeru koor bu tollee fii dañuy wax weeru koor weeru partage la weeru générosité loolu waral Ecobank jagleel ay clientam li nga xamante ni mooy njëgu mburu di leen ko permettre ñoom ci seen point yi nga xamante ne mooy point express yu Ecobank saa yu ñu fa demee def seen transaction dina permettre ñu delloo leen seen li nga xamante ni mooy njëgu mburu loolu mooy sukkaru koor bu Ecobank donc di woo tamit am nañ possibilité ñi nga xamante ni ñooy clients yu Ecobank am participer ci seen tirage au sort di gagner lu toll ci 25 000 francs CFA. donc mu ngoog loolu la Ecobank jagleel ay clientam Sobowa nag dafa xadd kaaba gi ñun Sénégal dañoo yàgg ak ay boisson wam surtout bu ñu ndogoo ba pare ngoon gi ñëppay naan boisson yu Sobowa njëkk li wàññeeku na ba noppi itam ñu defaraat bouteille yi ba mu taaru defe naa baax na ñu préciser ko ngeen bàyyi ci xel balaa dara xew bi ju si Pape Cheikh bu ndaw yi diisee da ngay jël boisson Sobowa yi naan ko daal di reesal bu ko defee du la sonnal benn yoon et puis dañu def loo xamante ne dafay jàppale ñëpp wàññi njëg yi bu baax a baax a baax jël boisson yi def ko 30 centilitres defal bouteille yoo xamante ne bouteille yu rafet la neex a téye neex a yóbbaale fépp neex a dugal fu nekk ci saak ci poche fépp lañ ko mën a def donc ñu fàttali leen juste prix yi Vimto actuellement jugee na ci 350 jàll ci 300 francs CFA Coca-Cola Sprite wala Coca-Cola zéro mi ngi jugee ci 300 dem ci 200 francs CFA gazelle limonade gazelle ananas gazelle pomme bi Mado taamu jóge na ci 250 dem ci 200 francs CFA bu dee ñi nga xamante ne nag dañu bëgg doole pour mun a supporter journée bi yëpp mun nañ naan boisson énergisante bii di XXL moom actuellement jóge na 500 di jar 400 francs donc Sobowa bëgg na ñëpp mun consommer seen ay boissons ci koor gi. am naa fi itam yeneen bon plan yoo xamante ni bëgg nañu leen ko baaxee dinañ leen ko wax léegi nii diggante Sedima Orange ak Prestige Déco mi nga xamee ni salon yu yanji yeeg vaisselle yu baax yi nga xamante ni moom la jeeg ji taajee ndogu yëpp a ngi Prestige Déco on va en parler dans quelques minutes mais d'abord dañuy nuyu Mamadou Mohamed Ndiaye ñu ngi lay ziar moom xam nga bët yi baaxut xel mi neexut am na fu heure bi toll rek day gëmmentu óbbali en direct loolu laa koy ragalal moo tax ma bëggoon rek ñu dem ak moom ci xët yi nga xamante ni tey attiré nañu attention wam ci bi muy def revue de presse bi c'est vrai que koor gi des fois ñu bëri du ñu bàyyi xel bëccëg bi ci li def actualité wala journaux yi sama classe gi dañuy bàyyi ba guddi boo toogee ñu doog a xam li fi jot a xew ci journée bi dañ ko dul tal Pape c'est vrai ah boo xëddee da ngay tëddaat dëgg la de boo yeewoo fekk nga journaux yi jar dëgg la de jamono ji nga ko war a mën a liiree xiif bi sonal na te yow moom boo waree te ñu bari ñi préfère ubbi seen kaamil alxuraan wala ñuy toog di déglu oustaz ak yaa sayda ak yooyu dëgg la de moo tax heure bi c'est-à-dire revue de presse dafa déménager dafa déplacé wu comme xam nga donc heure bi ñu bëree bëri ci la ñuy xool mais te ñu mel ni yow weeru koor moom tëdd rek xam nga nee nga sànq bët yi baaxul weer bi da ngay tëdd rek ak ban lan neexul xel mi neexul xel mi neexul
dolli ci yaram wi. te léegi jëm nga mag. dolli ci yaram wi Pape ma jëm mag mais maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi nuyu également téléspectateurs yu télévision Futur Média. tey journée yi bëri na mais dañ ciy tànn ñett muy l'Observateur Sud ak Les Échos nañu doore ak l'Observateur Pape li tax ñu tànn ko tey nga ci li nga xamante ne ji moom la indi bu fekkente ne taxaw na voilà mi ngi ni gis nga jamono ji nga xamante ne ji Serigne Cheikh Béthio Thioune génn na àdduna ñu naan ab néew war na yegg si feeg war bés sàngam yéenekaay bi xëy na ñu xamal ne coow li jamono ji mooy ginnaaw Cheikh Béthio ana kan mooy doon njiital cantaakon yi l'Observateur nañu démb ci këram nga nekk ca Madinatul Salaam dañ ko fa doon jamono jafa taalibe demee nekk ciw tiis nekk ciw naqar yàlla baax ne kon coowal ndono dana fa indi problème sabab li mooy jamono ji Serigne Saliou Thioune mi taawu Cheikh Béthio Thioune jëlee kàddu gi doon wax ak nit ñi di leen dëfal ak yu ni mel dafa am kenn ci ndaje mi ku yëkkati kàddoom xamal ko ne ko du yow yaa ñu war a jiite ndax Cheikh bi daf ne woon nañu topp soxna Aïda Diallo loolee nag indi coow l'Observateur waxtaan ceeg Serigne Saliou Thioune mu xamal ko ne ko loolu ay provocation la rek mais ñoom xam nañu yëfeek ni mu war a doxe dem na sax ba di ko leeral ci biir yéenekaay bi ne li muy ñaan ñëpp mooy nañu booloo ànd fexe ba li nga xamante ne ji Cheikh bi tàmbali woon na ko liggéey ñoom ñu yeggale ko mais en tout cas ni ma koy faral di waxee coow am na nanguwuñ cee wax l'Observateur wax na ci ba noppi indi ay précisions ak ay détails yoo xamante ne ji ñaare weddi unam bi dina jafe mu di coowal succession ndonol Cheikh Béthio bu ñu ci teelu tax mën naa indi jafe-jafe pa voilà man da ngeen may tere commentaire ci journaux yi mais bon bii naa ci commentaire tuuti Cheikh bi c'était un rassembleur nañu fexe ba bu ñu yàq loolu exactement rassembleur la leneen lu ma ciy dolli mooy dafa amoon kilifa ok muy Serigne Saliou ok donc ça veut tout dire ça veut tout dire duñ ci sori duñ leen digal xam nañ li ñu war a def tout à fait mais lu yomba lijjanti la ñu jël beneen yéenekaay mu di Les Échos loolu it lañ fay fekk mais moom it détails yi ca kaw du lu ci suuf mais la ca kaw a kaw ndax li ma leen junj sànq gis nga cantaakoon bi li mu wax mooy du yow yaa ñu war a diriger Cheikh bi la waxoon na lu leer nee na nañu topp soxna Aïda Diallo mais li ko Serigne Saliou Thioune tontu mi ngi ci yéenekaay bi daanaka it mën naa ne journal yi ko am Les Échos bokk na ci mooy dane ko jéemumaa jiite kenn dama ñàkk sama baay moo ma tax a toog fii donc wax jooju ak leeral yooyu nga xam ne yéenekaay bi bind na cantaa yi Aïda Diallo la ñu àndal ànduñu ak Saliou Thioune mi ngi ci xët mu njëkk yéenekaay bi bari na journal bi xëy mais titre bële la ñu jël Pape nañu ko jeexale ak Sud Quotidien moom it sujet yu bare gaa ñi xëy nañu ko dellu aussi mu di dialogue bi nga xamante ne ji dialogue politique la gaa ñi waroon koo door tey ji war ko door ko sax tey ji ci njiital Aly Ngouille Ndiaye ci fële nga xamante ne ji boo di Ngor Jaarama fa la amee Sud Quotidien la ñuy indi ñu xool ko bu fekkente ne jàppandi na bu jàppandiwu rek ñu xool jàppandi na Sud Quotidien voilà exactement mi ngi ni gis nga li tax mu ne l'opposition maintient le suspense mooy ba fi mu nekk ni Aly Ngouille Ndiaye woote na dialogue politique ngir ñu xool terme de référence yi ñuy waxtaane ci dialogue national bi Macky Sall di woote mais ba fi mu nekk ni ñu bari ci opposition bi waxuñu ndax dañu ci bokk am duñu ci bokk fan la mi ngi koy leeral mais liñ fi doon wax démb muy information boo xam ne yaa ko joxe woon journal yëpp xëy nañu ci rebondir mu di parti démocratique sénégalais ñoom nee nañu waxtaanu tey bii duñu ci bokk li tax leeral nañu ko ak ay conditions yu ñu teg benn mooy ñu libérer Khalifa Sall ñaar mooy ñu xoolaat procès Karim Wade beeg ni ñu ko àtte benn bis topp mooy waxtaanu Aly Ngouille Ndiaye di jiite ñoom nee nañ duñ ci bokk muy ñetti conditions yi nga xam ne teg nañu ko Sud xëy information boobu muy seen bokk ci dialogue politique bi waxaguñu ci lu leer Pape. voilà dialogue bi day jur na polémique tey moom ku nekk ngi ci waxee boor xam naa ni bu ca kanamee Barthélemy am na yu rëy yum ci bëgg a wax moom. est-ce que waxu ko ba noppi xanaa kay da ciy dolli. dina ci dolli kon bu ca kanamee donc loolu mooy une bu Sud Quotidien defe naa jeex na. takk mënoon ngaa indi yeneen i yow it. ci koor lañ nekk Pape. waaw te mënoo revue de presse service minimum rek. d'accord 27 jours Pape foo leen jëmee. on va retrouver Mamadou Mamen Ndiaye bu ca kanamee tuuti ci teewaayu ki nga xam ne ni moo di Barthélémy Diaz je rappelle que ñu ngi leen di xaar ci numéro téléphone yi nga xam ne ni léegi ñu affiché waat ko ci suufu écran bi ngeen mën a woote bu ko defee ñu jox leen nu mu gënee gaaw seen ay suukaru koor am na ci ñoo xamante ni bu ñu gëmmee sax màkk la ñuy gis donc ren dig nañu leen ko à tout moment mën nañu tànn kenn may ko billet màkk mais li ñuy maye léegi nii bokk na ci yi ñu leen di bëgg a won moo xam enveloppe bu def xaalis 25000 jëm kaw wala ñu jox leen ngeen tànn li ngeen bëgg moo xam téléviseur moo xam mixeur moo xam micro-ondes moo xam machine à café yooyu yëpp nag yéen la ñu ko bëgg a jagleel ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 22 22 ak yeneen numéro yi affiché wu ci suuf bu leen fàtte itam ni ñu ngi ci àndandoo ak Jumia dem leen ci seen site internet muy jumia.sn am na ay xéewal ak yu extraordinaire yoo xamante ni jagleel nañu leen ko ci weeru koor bi nga xam ne ni ñu ngi ci doog a dugg Oustaz Assane ñu delluwaat ak yow waxtaane laab yan consigne ngay joxe ci nit ku war a laab ci weer wi ñu ne. jërëjëf Baye Cheikh mu nekk sujet boo xamante ni yaakaar naa ne képp koo xamante da ngay wax ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam war na la yitteel ndax diine ji ñu bokk di diine sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii si jiitu moom mooy laab amul benn xeetu jaamu yàlla boo xamante ni mën nga ko def te ànduloo ak laab surtout li nga xamante ni moom moo di juróomi ponk yi rawatina li nga xamante ni moom moo di julli nga xamante ni ñun ñooy loolu moom mooy suñu devise moom mooy suñu carte d'identité mooy li nga xam ne moo ñu wuutale ak ñi nga xamante ni bokkuñu ak ñoom diine boo demee si alquran yàlla moo ñu ko sant digal ñu ko mu ne ayyuha alladina amanu ida qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayni wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'aka ahadun minkum min al-ghaa'iti aw lamastumu nisaa falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiban ba aaya ba jeex li yàlla di wax foofu mooy bés boo xamante ni wala saa soo xamante ni jullit bi jóg na ngir gën a jege borom bi subhanahu wa taala ndax ma wax la ne julli mooy moment bi nga xamante ni nit ki wala jullit bi si lay gën a jege yàlla subhanahu wa taala rawatina jamono yu sujjoot kon jamono boobu dafa laaj li nga xamante ni moom moo di laab googu nag dafa am nuñ koy defee yàlla nee na bés boo jógee ngir laab rek dafa am loo xamante ni demal nga def ko mooy bu ndox yembee demal nga wuti ndox moo xam ndoxu robinet la dinañ ñëw si ndox yi nga xamante moom lañ mën a laabloo boo jëwee si robinet bi da ngay daal dee jàpp fooy commencé li nga xamante ni moom moo di sa loxo yi raxas ko li nga xamante moom moo di ñetti yoon sa gémmeñ ñetti yoon sarax ndiku fiiru sarax ndiku mooy dugal bi fiiru bi mooy génnee donc bi ngay dugalee sa loxo ndeyjoor mais sa loxo càmmeñ nga koy génnee ndax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko doon defee boo paree nga raxas sa kanam ñetti yoon raxas sa loxo ba si conc yi jaaraat si baaraam yi ñetti yoon loxo ndeyjoor bi ak loxo càmmoñ bi boo paree nga masaa sa bopp masaa bopp bi nag boo sottee ndox mi soxlaawul nga koy def nii déedéet mais sunna bi mooy boo sottee ndox mi nga wiccax ko wiccax ndox bi ba pare nga masaa sa bopp ale ba si ndong bi fii nga ñëwaat retour donc da nga koy wiccax boo paree itam ci ndong bi nga yem wala da ngay wàcc déedéet da ngay wàcc nii ba si loos bi weesu ndong bi ba si loos bi nga ñëwaat retour naa ni perte mu yemale ko ci ndong li déedéet te ndongam daa ndaw il faut mu gën a wàcc après ndong mu gën a waaye nii si gannaaw day am aller retour boo jógee foofu nga daal dee ñëw say nopp boo paree nga raxas say tànk ba si bëtu tànk bi wala ba si li nga xam ne moo di genou bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al ku mën a ñëw ba fii na nga ko def ñu ne ko lu tax mu ne parce que cër yi nga xamante ni yëpp njàpp mi daf siy jaar ëllëg nit ki su dekkee yowmal qiyam cër yooyu ay leer lay doon nga xam ne njàpp mi itam ndox mi dañ koy yemale Pape Samba soo ñu mënee indiwaatal image bi xam nga Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li la doon jàppee mooy mudd bi mooy bu ndaw bi boo ko déggee mooy litre ba mu des benn quart maanaam litre bu manqué tuuti la doon jàppee moom Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo nekk nii dañuy yàq ndox waaw ndax am na benn saxaaba boo xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos na ko fekk muy jàpp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wàññil ndox bi yaa ngi koy yàq mu ne ko man may jàpp pour jaamu yàlla nga ne yàq la mu ne dee leen yaxanal li nga xamante ni moom moo di ndox mi am na ñoo xamante ni buñ ko jotoon naan lañ koy def ndax gisuñu ko kon ñooñu itam dañ leen di bàyyi xel bële mooy saa boo ko déggee mooy 3 litres moom si la doon sangoo li nga xamante moom moo di sangu janaba léeg-léeg ñu dégg nga naan muddum koor mi ngay dégg si lii lañ koy nattee loolu moom moo tax ñu naan yow de paan ngay sangoo Njaay loolu moom moo tax ñu naan mudd kon laab googu jullit bu nekk farata la si moom rawatina li nga xamante ni moom moo di njàpp comme niñ ko waxee boo ñëwee nag si li ñuy laabloo maanaam boo demee tuur ndox ba pare boo tuuree ndox aussi il faut ngay ferlu moo xam góor la moo xam jigéen la ndax après la ngay sentir muy génn si yow bu dee da nga jàpp ba pare day yàq sa njàpp te boo jullee du baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa romb benn bés ay sëkk ay armère ay cimetière taxaw jékki-jékki ne ñaar armère yi de am na ñaar ñu siy buggal ñu ne ko kan ak kan mu ne ko kenn ki rambaaj la maanaam kuy ruube di jaxase ay nit keneen ki ñu ne ko kan la mu ne koo xamante ni bu daan tuur ndox du ferlu maanaam du bàyyi ba ndox mi génn bu dee góor la mu ratt awraam ba sentir ne dara génnatul mu raxas ko daal dee dem def li nga xamante moom moo di njàpp mi loolu aussi c'est bon à savoir xam nga l'islam dafa diine nekk boo xam ne amul tabu bul bàyyi desit na nga jël sa temps mën nañ la cee rëbb ndax temps bi ngay jël def ko si réseaux sociaux yi di xool yu ñàkk xoram ak yoo xamante ne amul njëriñ nga passé que si toilette bi ba sa sobe deñ ba jeex tak loolu yaakaar naa ne moo ëpp solo loo gis ndax loo xam ne bu jagee sa lépp jag bu jagul sa dara du jag kon loolu jar nay bàyyi li nga xamante ni moom moo di xel waaw mais il faut yow defal li la war rek ndax am na foo xamante ni toilette boo si duggee itam di faj sa soxla tànk parewuloo doo jóg du dëgg kon loo fa yàgg tamit yow li nga wax ni kon jar na ko bul wóorati yàlla bi may na la ay waaw kuy dem si toilette di faj sa soxla yow doo boo fay def 30 minutes di nga ko fa def boo paree si li ngay def daal day génn kon loolu itam dafa nekk loo xamante lu jar a bàyyi xel la ngir sa diine ndax la ngay defi boo jàppee ba pare yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boo ñëwee yowmal qiyaam moom la ñuy njëkk a xool muy julli
bu baaxee lépp baax duñu xool beneen dossier bu baaxul nag ñu ne la taxawal na le commencé la laaj yeneen jëf yi. parce que bëri na ci yu ñu jàppee détail. du détail c'est très important. parce que c'est à la base de li ngay def yépp yow. après léegi nag ndox la ñuy jàppee ndoxu robinet ndoxu géej. ndoxu dex ndoxu taw ak glace boo xamante ni dem na ba fondre seey mën nañ si jàppee itam loolu c'est très important mais ndox boo xamante ni dafa stagné tak benn place taxaw benn place demul dikkul ndox boobu kenn du si jàpp moo tax géej lu mu mën a mel bu jàpp jotee mën nga si dem jàpp nga dem julli ji loolu itam dafa nekk loo xamante ni lu am solo la boo amul ndox nga wut xeeru tiimukaay yi ñëpp xam nañ ko xeeru ñuul yi moom ngay jël nga tiimee même bu fekkente da nga am janaba te amuloo ndox wala jamonoy sedd boo laalee ndox mi mën na la lor te amuloo loo ko tàngale loolu itam l'islam may na la nga dem tiim ngir bañ a waxtu bañ a faat li nga xamante ni moom moo di waxtu julli pour wax la rek faat waxtu julli ni mu dangereux ak nit ñi ñu koy xeebee léeg-léeg nit ñi dañuy defe ne toog nekk si leneen julli passé jot nga nekk si leneen fekk na malaaka may ñëw ramasse na julli yi ba dem yoonam nga ñëw teg ko fa mu bàyyi la ko fa gëmmentu waaw mais gëmmentu bu la dabee dafa am loo xamante ni itam nit ki tey jii nii am loo am gëmmentu am na soxla yoo xam ne su taxawee dootal nelaw dëgg la de gëmmentu day fekk xel mu dal nelaw day fekk xel mu dal mais am na jafe-jafe yoo xamante ni boo si nekkee doo gëmmentu te jafe-jafe nekk si biir bàmmeel say julli yu tardé di la fa tardel ak yeneen yaakaar naa ne moo gën a tar moo gën a métti fuuf ndax loo nelaw boo deewee di nga nelaw ba nelaw loo bëggul a nelaw boo deewee di nga nelaw ba nelaw loo bëggut a nelaw tëdd ba tëdd loo bëggut a tëdd ña demoon ba tey ñu ngi tëdd du ñu xaar yàlla na yeex bu ñu demee dañuy tëdd di xaar ñu leen ñëw ba yàlla daal de sant malaaka mi mu wal li nga xamante ni moom moo di bufta bi kon loolu itam nañ ci bàyyi xel ñuy jox julli gi importance rawatina li nga xamante ni moom moo di laab beneen bi li ñuy tiime mooy suuf nag bu ñu ko waxee yonent sallallahu alayhi wasallam nee na ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran yàlla defal na ma suuf si yëpp mën nañ si julli suuf si yëpp laab na ndera suuf soo xamante ni dafa am sobe boo gisee fu am sobe nga bëgg tiim demal feneen foo xamante ni amul sobe nga tibbi si nga daal dee tiim waaye am na suuf soo xam ne nag kenn du si tiim lu mel ni suufi armeer kenn du si tiim l'islam daf ko aaye nit nag liy génn si moom ba tax mu war a jàpp war a laab ñaar la wala lii waral jàpp ñaar la loo xamante day génn si moom lu mel ni tuur ndox lu mel ni ay gannaaw kër lu mel ni janaba moom da ngay sangu ak ñandaxit waaw luy génn si moom loo xamante ni mooy yi may lim lu mel ni tuur ndox lu mel ni dem gannaaw kër ak loo xamante ne ni janaba la te loolu sax day waral sangu loolu itam dafa nekk te kuy sangu janaba di nga jàpp wala boo sangu ba pare nga daal dee jàpp ñaari formule yëpp baax na dinañ ci ñëw xam naa si waxtaan yi nga xam ne moo di ñëw beneen bi mooy li nga xamante ni sa yére am na yére yoo xamante ni julliwul yére boo xamante ni surtout suñu mbokku jigéen ñi léeg-léeg nga gis ku boot doomam di julli xale bi tuur ndox ci kawam ba couche bi bëtt ba laal yërëm mu continuer di julli kooku yërëm boobu julliwul bu paree na dem mu changer yére bi bu amee beneen mu sol ko xay boobu weer ko am ñoo xam ne xale bi da ciy saw ñu jël ko rek weer ko ci jant bi bu woowee ñu solaat ko déedéet boobu baaxul ndox il faut mu dem ci boo xamee fii tuur ndox bi yem boo ko xamul nga fóot yére bi yëpp loolu la l'islam santaane waaw wàccu yàqul njàpp loolu aussi yàq njàpp kay per mooy yu garaaw yi rek beneen bi si mala yi léeg-léeg ku am ku ne la ndax xaj bu la laal sa njàpp yàqu na wala nangam yëpp c'est bon à savoir waaw xaj bu la laalee yàqul sa njàpp mais fa mu laal demal nga def si ndox nga xam ne comme ay mu yuut la wala mu mar la ñu am ay chien seen kër ay xaj nañ dem loolu itam nañ koy du gëre xaj bi la mësula yuut la fu nekk nangam sangam boo paree na nga dem nga sotti foofu ndox boo ko xamee ndax borom xam-xam yi dañu dëppoo si ne waaw loolu juróom-ñaari ndox mooy bu laalee ndab booy lekke xaj bi ñëw mar ko wala mu ñëw lekk si wala genre dañ ne leen sallallahu alayhi wasallam nee ne na nga jël ndab loolu nga raxas ka li nga xamante moom moo di juróom-ñaari xale yi di tubaab ma petite chaîne chez moi si la waxoon ne tahuru inaa'i ahadikum idha walaghal kalbu an yaghsilahu sab'a marrat muslim moo ko solo nii nit di laabale ndabam bu ko xaj maree wala mu yuut si mooy mu raxas ko juróom-ñaari yoon de préférence nag suuf Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nga raxase ko boo amul suuf nga daal di jël ndox raxas ko juróom-ñaari yoon daal di see defaat loo xamante ni nit ñi dañ koy xéwloo loolu itam c'est très important fi ñuy jeexal rek Baye Cheikh mooy li nga xamante ni moom moo di faratay njàpp boo si yàq rek sa njàpp boo si bàyyi sa njàpp yàqu na bi si jiitu mooy yéene soxlaawul nga yuuxu maa ngi fas yéenee jàpp déedéet fas ka sa xol nga jël sa satala nga jàpp te mën nga koo fas ci wolof waaw si yàlla dégg na làkk yëpp nee na bokk na si ay kéemtaanan
différence bi am suñuy làkk wa min ayaatihi ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum yàlla nee na différence bi am seen i langue kii di làkk tukulóor kii chinois kii joolaa kii mandinka kii soninke yàlla nee na man la différence bi am seen couleur man la kon lu ñu ñaan rek yàlla dégg na ko lu ñu yéene itam yàlla subhanahu wa taala dégg na ko boo yéenee ba pare raxas loxo yi bu fi lay commencé yéene bi boo yéenee ba pare raxas kanam farata la raxas kanam bi farata la li nga xamante ni moom moo di raxas sa loxo ba ci concom bi fii aller retour boobu def nii say baaraam si digg bi itam defaat nii raxas bii boobu itam farata la li nga xamante ni moom moo di masxu rasi farata la maanaam massa sa bopp ba mu ñëw li nga xamante ni moom moo di sa ndong gi wala sa après loos bi farata la beneen bi mooy raxas say tànk ba fii sa conc sa bëtu tànk bii farata la ñaar yi si des mooy ak dal ko mooy boo jàpp na nga ragg ni tilim tilim bi deñ waaye ñaari tilim tilim lay di dinaa la andil beneen bi léegi beneen bi mooy al fawru nga gaaw boo jàpp da ngay gaaw waaye raxas fii def nii ba pare sinap maanaam comme li nga war a def nii pour temps bi. waaw sinap Instagram yooyu yëpp waaw yi ma war a def pour temps bi itam farata la donc yooyu yëpp ay farata la yoo xamante ni waaw fast track waaw yooyu yëpp ay farata la yoo xamante ni c'est bon à savoir fi may jeexale Sall moo mën a tooñ nag fi may jeexale mooy li tax njàpp am importance yoonu sallallahu alayhi wasallam dafa laaj saxaaba yi kan si yéen la dex di jaar buntu këram musuy sangu 5 fois par jour di tilim ñu ne ko kenn mu ne njàpp noonu la mel boo jàppee boo raxasee fii boo laalee loo warta laal bàkkaar ba dañ na sa gémmañ nga war loo wax sa bakkan nga foon loo warta foon sa kanam nga xool loo warta xool ba cër yëpp mat nee na ndox mi buy wala ngaan di wàcc noonu lay yóbboo sa ay bakkaar kon loolu buñ ko xeet bu njàpp yi tojee nañ koy gaaw yeesal ndax Bilal ibnu Rabah looloo ko dugaloon aljana yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk démb dama doon sieste aljana dégg la ak say karbet ngay dox loolay dugal biir aljana Bilal ibnu Rabah radiyallahu anhu ne ko man dafa ma dara lu extraordinaire mu ne ko am na lu xew wax ma mu ne ko saa yu ma sama njàpp tojee danaa yee salaat te saa yu ma yee salaatee julli ñaari mais ci biir julli bi njàpp li toj foo jëm bu njàpp li tojee da ngay bàyyi julli ji ah bon parce que la salaata liman la wudu lahu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ku sa njàpp toj baaxul yow sa julli boo jullee du baax kon ñi seeni julli baaxul bëri da ngay bàyyi julli parce que dañuy teyal a delluwaat bu tojee bul sax jóg nii ne rek salaamaaleykum foo mën a nekk rek bu la fekkee ngay rukkoo salaamaaleykum dem jàppiwaat boo ñëwee nga reprendre illaa lu dul ne da nga feebar am ñoom dañu am salasul bawl ak salasul riix maanaam mënuñu téye saw ndax feebar la ñooñu l'islam permettre na leen ñu jullee noonu ak ñi nga xam ne mënuñu téye ngelawal ndax feebar la ñooñu itam l'islam permettre na leen ñu jullee noonu mais ñaar yi boo feebarul tànk arrivé wu la bul dagg sa julli mooy tànk dara xeeñu la ak déggoo bruit bu génn ci yow lu mel ni ngelawal dañuy jàngale l'islam amul tabu lépp dañ koy waxtaanee teg ko si yar ak teggin rek. en fait am na ay waxtaan yoo xam ne dafay reetaan lu. waaw je sais ak a bëri njëriñ. ak a bëri njëriñ barki borom Tuubaa. waaw ñaar yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu la xet xeeñul. dégguloo bruit wi rek seytaane mooy ëf sa gannaaw. pour jéem la jaxase jaxal la nga bañ a julli ji demal nga julli ji nga bàyyi ko foofu. ndax moom loolu moom moo. mais boo déggul dara jullil. boo déggul dara xeeñu la rek jullil nga dem. loolu mooy dara xewul wax amul. mooy dara xewul yow rek yaay julli yow rek yaay julli. jaajëf salaam kontaan nañ ci yow yàlla sa taxawaay yàgg. rek xam-xam moom amul xale amul mag bu xasee ba mu ne ci yow rek l'idéal est nga koy partager ak nit yi nga xamante ni soxla nañu ko donc lii mooy particularité quartier général bu ca kanamee daañu waxtaane environnement ak Yacine Sey Diop waxtaane itam patrimoine ak Corombar Ndiaye bijou si indi itam sujet bu am solo jëm ci wàllu voilé muuru ñu bëri dañu ko def loo xamee ni dafa tendance ñu ngi xaar itam seen ay réaction tey Charles Faye dina ñëw gunge ñu àndandoo ak Barthélémy Diaz am na itam yeneen i surprise yoo xamante ni mu ngi leen di xaar ci quartier général bu tey bi mais dama bëggoon xool Sophie fi mu féete mu wax ñu li mu nar tey pour suñu xëdd ci quartier général alors est-ce que mën nañu xool Pape Samba ñi Sophie àndal laataa mu ñuy expliquer lan la prévoir tey pour toggal ñu ci quartier général bi donc Sophie moo ñuy toggal ndogu guddi gu jot teraanga àddina nag bët ñii la Sophie àndal. du Sénégal TFM lañ bëgg waaw. bés bi ñëw na. ak farine pâtissière am bi ànd ak qualité. nooy te yomb a jëfandikoo. pat pastami yi moom ku dul cordon bleu sax dina ci am lu mu bëgg. man moom jottali ma ginaar gi. chéri ginaar gi saf na de. saa waay lii sama ginaaru poulailler la de. xontu ginaaru enema lay dundee. croissance bu gaaw ndawal bu saf sap sama jongo mo bii togg ko ba mu sapaaral. nawoon fawoon Enema xaritu jéegi. Enema nourrir la vie.
pour seeni salade Jadida moo si mën. Mayonnaise Jadida bii jaune d'œuf lañ ko defaree ak huile tournesol. C'est de la vraie mayonnaise. Mayonnaise Jadida bii ku ko ñam tàkkamti ko. Jadida Adel, c'est tout simplement le meilleur. Allez, on retrouve tout de suite Sophie pour xëdd bi bu ñuy toggal tey ñi nga àndal takku lool ah law la cat ñoom Adja ak ñoom seen safal bi gën. élément. man de dama laa déggul bu baax wala man sama nopp yee baaxul wala sa micro bee baaxul noonu j'ai l'impression que dégguma Sophie bu baax et pourtant li muy expliquer am na solo bon on va nañu la jox micro comme ça ma mën la dégg bu baax temps yi damaa xaw a tëx nag xam nga war ba ngoon moom mooy loolu boo ci boolee handicap bu akufen. waaw da ngay gën a tëx. voilà mais ni j'espère que yaa ngi may dégg. maa ngi dégg nag léegi. voilà Baye Cheikh comme ni ñu koy defee à chaque fois rek di jaajëfal ñi nga xamante ne ñu ngi bàyyi seen yite yëpp toog di ñu seetaan comme ni ñu koy defee Baye andi leen benn plat boo xamante ne ni moom ñuy accompagner fii ci quartier général bi tey nag comme ni ñu ko gisee Baye Cheikh maa ngi andi li nga xamante ne ni mooy gratin de pain de mie laa andi ndax ci def jambon de bœuf ak li nga xamante ne ni mooy crevette comme ni nga ko gisee am naa laitue am naa olive noire tomate cerise am naa nen am naa crème liquide am naa jambon bi oignon épice mexicaine am naa ail am naa li nga xam ne mooy piment vert ak rouge ma am ñaari façon fromage yoo xamante ne ni ci kanam dama koy mélanger mooy li nga xamante ne ni mooy gruyère bi ak mortadelle bi nga xamante ne ni moom la am naa pain de mie bi am naa tamit li nga xamante ne ni mooy beurre Jadida bi nga xamante ne ni waa Sénico dañu ko andil pour mu accompagner ñu am naa aussi warga flecha bi nga xamante ne ni boo lekkee baay da nga koy naan rek mu reesal li nga xamante ne ni mooy li nga lekk du am benn problème digestion am naa aussi waa pâtissier ñu andil ma dolli joker ak li nga xamante ne ni mooy bouillon Adja am naa tamit cube Adja bi nga xamante ne ni Baye Cheikh mooy sàppali li nga xamante ne ni mooy suñu togg am naa aussi waa NMA ñu andil ma ay pâtes yu mucc ayib gis nga ni am nañu macaroni vermicelle rôti bi nga xamante ne ni ñii Baye Cheikh bi pour ñi nga xamante ne ni dañuy xew du ñu sonn am nañu bu 5 kilos bi am nañu farine pâtissière bi nga xamante ne ni pour petit four yeeg yooyu. dina baax ci kër yi parce que ndog yu comme xew. waaw comme xew Baye Cheikh. am nañu aussi. doy baan boo demee këram day mel ni ngénte chaque jour. lu leer la kon moom pat yi dina ko arrangé am nañu coquillette bi tamit. te xam nga ni 5 kilos bi moom kese mën na koo lekk. maa la wax lii. boo ko boolilee mari baan a ngi bëgg a dee doy daf maa naqari. dañuy def na kon tey bu quartier général. soo dogoo këram soxol day tàng. kon dañuy def tey bàyyi bu quartier général jeexee ma jël ñaari bee ma defaral ko coquillette. bii ma tayal ko vermicelle. parce que dafa sakkan ndax ma jàppale mari baan tuuti ci liggéey bi. voilà waa bàyyi ci kanam daal dinañu togg li nga xamante ne mooy ndogu bi incha allah. mu ngoog et puis suñu entrée plateau yu am solo la yoo xamante ni mu ngi jógee ci suñu rakku traiteur bi di Thiat di la main d'or moom nag moo ñuy jox sunu ay entrée première partie xëdd bi ñu ngi koy gërëm dinañ leen jox numéro téléphone am bu ca kanamee ça vous permettra bu ngeen bëggee commander yu baaxam ngeen woo ko ci numéro téléphone am donc ñu ngi gërëm bu baax les Dano ci taxawaayam gërëm tamit Sedima mu ngi ñaanal sénégalais yëpp weeru koor bu neex gërëm tamit meew bi di Kandia dara dàq ko ñoom tamit ñu ngi leen di ñaanal gërëm tamit Orange ak poste mi nga xam ni moo jagleel sénégalais yi service de livraison bi ñu tuddee jot naa ci gërëm tamit TQG ñoom lépp lu jëm ci wàllu quincaillerie ak tabax ak ñoom seen dañu koy jagleel sénégalais yi gërëm tamit mayonnaise bi nga xam ni mayonnaise la tudd et pâtissier moo ñu ko jagleel mu ngi leen di ñaanal weer bu neex sant yàlla boutique Maysa ak waa këram Maysa et frère ñu ngi nekk Colobane ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm couscous bi di Hanina ñu ngi koy gërëm vinaigre doré ñu ngi koy gërëm itam Prestige Déco je rappelle que ñoom am
am nañu ay meubles am itam ay vaisselle yu am solo yoo xamante ni jagleel nañu ko sénégalais yi surtout que mën ngeen profito ci weer wi ñu nekk pour ngeen am ay njëkk yu mucc ayib ñu ngi leen di xaar ci numéro téléphone yi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 99 80 woote leen léegi nii balaa ñu ñàkk jot ci biir émission bi comme ça ñu jox leen seen ay suukaru koor tànn sa bu la neex lay doon bu leen neexee ñu may def ko xaalis bu leen neexee ñu def koy bagage xam naa ni bagage yi sax moo leen di gënal téléviseur mixeur micro-ondes surtout que période bi am na promo bu am solo bu leen Jumia jagleel dañuy jàll ci patrimoine ak Corombaar Ndiaye mais d'abord ñu nuyu père bu xar père ñu ngi lay ziar ndokkeel la jox la sa wàccuwaay. Baye Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuyu sénégalais yi toog di seetaan yëpp. di ñaan yàlla nañ ko teewe déwén yu bari. amiin amiin barke Cheikh na Cheikh Sadbu. wa xeertu. yàlla def jàmm ci réew mi. amiin 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 ci plateau bi yëpp ñu nuyu leen. jox leen seen wàccuwaay. beral ci nuyoo nag ustaas. ndax ustaas daa génn tey foo xam ni Baye Cheikh. fu nooy fu pere ndax xam nga ñun. te xam nga ci wàllu njàpp mi mu doon wax surtout ndax dafa am ñoo xam ne xëy na des fois dañuy bëgg a laaj dara mais dañ koy rus a laaj. kersa. te xoolal njàpp daanaka xoolal tey nga sol jiin boo xam ne tànk bi daa seere te xam nga loolu dafa xew. dëgg la de jiin bu tànk bi seere. wala yére boo xam ne loxo ba daa seere. jiin bu tànk bi sewee léegi nga bëgg a jàpp xoolal bëgg a raxas tànk ba fii léegi nan lay yéegi. dëgg la de wala loxo bi mënul yéeg wala loxo bi mënta def nii. mu yem fii waaw mu yem fo dafa war a ñëw ba fii. te léegi yére yëpp a dang. njàpp mu baaxul rek. ak mi ngi noonu kon jàpp yi baaxatuñu. te tubaarkàlla am naa saa benn waaye xam naa te nu defe ni man la te du man yow de njàppalog nga xam. te damay laaj rek maanaam tey xam nga am na feebar bu ñu naan kii bi nga xam ne tubaarkàlla boo dee dem toilette léeg-léeg boo seeree hémorroïde. waaw te xam nga da ngay génne deret léeg-léeg. est-ce que génne deret googu tey maanaam. ak njàpp ma. njàpp ma baax na am njàpp ma wala baaxul. waaw xam nga loolu moom comme ni ñu ko waxee. dafa nekk loo xamante ni déjà feebar la. te l'islam moom tegul kenn loo xamante ni. mënu ko feebar la. du la teg feebar ba pare la teg loo xamante ni itam daf lay yokk coono. maanaam bu la wóoree ne yow. par exemple diggante waxtu julli yi. du la andil problème dara du génn bu jàpp jotee rek mën nga dem jàppi. nga daal dee julli mais bu la wóoree ne day génn en permanence. loolu moom yàqul dara. si li nga xam ne moom moo di sa njàpp. yàqul dara si njàpp. jërëjëf oustaz kontaan maa jaala allahu fi diini alaykum min haraj. yàlla nee na si alquran sama diina ji. teguma leen si dara lu leen di gàllankoor. jërëjëf ni nga koy faram-fàccee moom neex na wax dëgg yàlla ndax xam nga nii la am na ñoo xam ne xamuñu te xamuñu fu ñuy laajee. te léeg-léeg yàlla dana def duñ agsi ci oustaz. mais ni nga koy kiiyee bennal bi nii wax dëgg yàlla. rafetlu nan ko kontaan nanu Baye Cheikh. léegi balaa ngay àggali sa nuyoo. dama bëgg a may téléspectateurs yi ñu photo dama leen bëgg a may benn pause. voilà dama bëgg a may téléspectateurs yi benn pause merci may leen ma pause bi yéen ñi nekk seen ay biir kër armé leen seen ay téléphone ngeen fotol ma li ngeen di bëgg a gis ci écran bi de la part de Mor Kharma ci loxoom lay jógee Pape Samba pour ma may ko exceptionnellement téléspectateurs yi armé leen seen ay téléphone portable je compte jusqu'à 3 ngeen fotol ma li ma leen di bëgg a woon nii 1 2 3 wala ma compté waat voilà armé leen seen ay téléphone portable armé leen yéen ñëpp seen ay téléphone Coro Yacine voilà ma may leen benn pause boo xamante ni pause bii de ku ko njëkk a pause yàlla na nga dem àjjana jël leen pause bi voilà lii mooy pause jaune noir ñii ñoo raw maabo jërëjëf. waa lii pause la de jërëjëf père ak mami. mami ñu ngi lay ziar jërëjëf Jibi Dramé kële. déedéet maabo kay. waaw maabo. parce que Jibi Dramé ak maman chérie léegi ay pa ak mère lañu. Baye Cheikh jërëjëf xamoon naa ni man maa ngi xel ñaar maa ngi naan waaw ba mu yàgg ba jékki xoolaat ma ni yéen toj nan. pourtant nag jarul ngay xool gis nga bi mu nee bëreet. la ma wóor ne du ma mucc. nga xam sama jikko. yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin Baye Cheikh bala may tëj. ziar bu baax a baax sama sang ba sama sëriñ ba gannaaw ba ma ziaree samay wayjur. ñaanal leen gudd fan ak wér. Chérif Saaya Aydara.
moom Cheikh Mohamed Fadal moom Cheikh Mahfou moom Cheikh na Cheikh Sadbu xeertu ma ziar ko ñaanal ko Chérif Alwali Maane Ndiaye Chérif Ba Aydara kullu koo xam ne kilifa diina la rek te ne ca ngumba sama dëkk ba di la ziar di la ñaanal ci barke Cheikh na Cheikh Sadbu ngumba ngéwul Aldraame foofay Aldraame sant tubarkàlla muy dëkk boo xam ne moom daal wax dëgg yàlla daal moo tax démb bi moo fi gisee Sarbu Samb ma ni man daal bu ma newoon ca plateau ba fii tubarkàlla daal kon de tey boo gisee kii waaj a ñëw toog soo xol dina gën a sedd ndax Ndim Sène la ñu wóolu tey yéy kooku man bi may dugg bi ma xam nga Ndim mooy seen kinne la man bi may dugg gis tabala yi laa ne alhamdulilah laa ne tubarkàlla lépp neex te li garaaw mooy Ndim sax daa zone daa lanu zone yéen daal joxe ngeen couleur bi gën a tendance mais xam nga uul te mode korité ñëwagul uul dafa manqué woon bay si war a dellu si mami bàyyi nu waay uul daa manqué taximaani gi réew te xoolal kayit bi nga yor xoolal QG bi ci gannaaw QG bi jaune noir waaw kon kay lépp neex na est-ce que kon mën nañu wax ni couleur weeru koor gi ren jaune noir la mami ak père ñoom ñoo ko joxe donc Ndim daa jaune démb bisu sax dafa defoon jaune comme quoi jaune dafa tendance boo ko soloon tey dafay nekk assorti quoi ñu ngi lay gërëm bu baax père bu xar Mami Diop Linguère ñu ngi lay ziar comme sa nuyoo dafa kilométrique dama bëggoon ñu jàll ci patrimoine ak Thioro Mbar Ndiaye parce que xam naa ne mami mun ñu commencé nuyoo mën nga ndogu julli timis julli gee xëdd dem ziar sa yaay seetaan quartier général daw lu gudd paa bi ne woon day entraîné ba quartier général jeex de ma nga ci néegu gàtt yee ñu dul fay ndox ak courant yoof de la mujjee nuyoo mami daal mën nga seetaan quartier général ba mu jeex te quartier général mooy seule émission boo xamante ni maam barki bëgg bàyyi ñu ngi lay nuyu Thioro Mbar Ndiaye donc dañuy tàmbali ak yow ak li nga xam ne ni mooy patrimoine ni nga koy defee jeudi ci suba gi ci télévision Futur Média noonu nga koy defee tey ci quartier général bi tey nga ñuy indil bërëb boo xamee ni dafa feese dell ak histoire muy grande mosquée bu Dakar. maa ngi lay nuyu Pape Cheikh nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média nuyu également ñi ma bokkal plateau quartier général et wax ni que je suis ravie de retrouver cette grande et belle famille du quartier général. moom sa baptême de feu la yi jàll yëpp fee nga ne woon di ñu seetaan noo ñu daan gisee si lycée. J'avoue que après replay yi laa doon xool parce que c'est un plaisir de voir des gens TFM ñu ngi fiy toj. nga ni te naan leen nañu def lu mel nii. man lu baax lu rafet lu yokk nit ñi fu mu mën a ne ci àdduna dama koy jëli. parce que pour man àdduna noonu la. donc c'est un plaisir de vous retrouver et je pense que c'est le moment également remercier leen ci dalal bi ak jàppale bi ci liggéey bi. c'est normal donc voilà ni nga ko waxee tey dañuy dem seetiwaat beneen bërëb boo xamante ne nii li mu ëmb ci histoire dafa bari rawatina histoire bu Sénégal mu di grande mosquée bu Dakar nga xamante ni atum 1938 ak léegi la ñu tàmbali woon liggéey bi inauguré ko ci atum 1964 donc li fa jaar itamit ci wàllu histoire bari na balaa ñu ci gën a waxtaanaat ci plateau bi ñu dem déglu waxtaan bi ñu sekk ak Thierno Ka moom mooy directeur général bu institut islamique parce que ci biir institut islamique foofu la grande mosquée bu Dakar nekk voilà ñoom ñoo bokk fi ñu nekk imam bi moo ko jiite mais non ça n'a rien à voir donc imam yeeg yooyu yëpp on va en parler bu ñu xoolee élément bi lay doon ba pare. D'accord. def fi institut islamique def fi grande mosquée dafay dugg ci patrimoine bu xam ne bii lébu yi dëkkee woon fii ñoo ko moom ndax seeni xarmel yu maam lañ woon yàlla atte ci jamonoy Senghor ak le roi Hassan II ñu am accord pour war a tabax fii grande mosquée bi lépp loo fa gis ci construction réalisation royaume chérifien Maroc ñoo ko def grande mosquée xam nga ne imam Mohamed Lamine Dieye jiite na ko lu yàgg
ba bi mu wàccee liggéey la ko imam Maodo Malick Sylla jiite. boo demee centre commercial bee ñu tabax ci sowu grande mosquée bi Maodo Malick Sylla lañ ko tuddee Maodo Malick Sylla nag bi nga xamee ne bii wàcc na liggéey njëkk ñuy nommé imam Samb mi Alioune Moussa Samb xëy na am na ñu nga xam ne dañ fi newoon di jiite waaye nag nomination bi nga xam ne bii moo gën a wér mooy bu Alioune Moussa Samb grande mosquée ci li ma xam ca fekkee ko président Macky Sall depuis mu nekk président ba léegi jullik korité bu génnul réew mi fii la koy defee jullik tabaski bu génnul réew mi moom itam fii la koy defee loolu itam benn particularité la bu xam ne bii dafay tax ay mesures de sécurité yu bëree bëri grande mosquée daf ko laaj dañu dugg ci patrimoine mondial bu UNESCO gis nga bâtiment bi lu ma fiy jiite dugul ne damay xëy rek ni miir bi nañ ko toj wala nañ ko sañse ama sañ-sañam il faut ma am autorisation ci ñu yore patrimoine Léopold Sédar Senghor wax nañu ne loolu nag fekke naa ko ci aas lool waaye fekkoon ma ne Dakar ne daan na ñëw fii di julli si fii maanaam waxuma julli si waaye teewee julli ba am na lu tax doonu ko doon def. ñu doon déglu professeur Thierno Ka ci waxtaan wi nga xam ne ni séq na ko ak Thioro Mbar Ndiaye tey ci patrimoine ñuy waxtaanee fi nga xam ne ni moo di grande mosquée bu Dakar dafa dem ba bokk ci carte postale bu Dakar en fait. bien sûr parce que moom comme ni mu ko waxee léegi ci kàddu yi mi ngi naan mur sax bu ko fa bëggee defar amu ci droit parce que foog mu saytu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu patrimoine parce que grande mosquée bu Dakar tout comme institut islamique dafa dugg ci li nga xamante ne moo di patrimoine bu UNESCO ni ma ko waxee woon sànq grande mosquée bu Dakar ñu ngi commencé woon liggéey bi ci atum 1938 déjà wax ni que ci fi nekkoon rue Blanchot foofu la nekk moom grande mosquée bu Dakar ñu ngi ko inauguré ci atum 1964 ci teewaayu roi wu Maroc di Hassan II naka noonu président Léopold Sédar Senghor ak Mame Abdou Aziz Sy Dabakh nekkoon xalif général des Tidjanes donc fi nga xamante ne moom moo di grande mosquée bu Dakar architecture bi tubaab yi ak naar yi Pape ñoom ñoo ko daal di defar marocain yi ñu fàttali ni nag minaret bi fa nekk di soror bi mi ngi toll ci 67 ci ay mètres voilà donc ni ma ko waxee sànq mi ngi ci biir institut islamique ñu fàttali ni tamit fi mu nekk cimetière u Lébu la woon. fi ñu tabax fi ñu def grande mosquée. lébu yi ñoom ñoo ko moomoon seen ay seen ay sëgu maam la woon. ñoom ñoo moomoon fi nga xamante ni moom moo di. kon mami am na fay maam. waaw mami waaw donc mami am na fa wàll ñu wax ni tamit ki nga xamante ne moom moo di El Hadj Amadou Lamine Diène moom moo njëkk a nekk imam bu grande mosquée bu Dakar imam bu grande mosquée bu Dakar itamit Pape Cheikh. am na ku nga xamante ni mu ngi wuyoo ci turu Ndiaga Somb. moom bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy lébu yu Ndakaaru yi vraiment. moom dafay wax ni que qui n'est pas lébu n'est pas imam parce que ñoom dem nañu ba li nga xamante ne moom moo di grande mosquée bu Dakar ñoom jàpp nañ ni que nekk fa imam dafa war a nekk mérite. du doon yëfi yaama neex ak yu mel noonu. dëgg la it donc ñoom ci ay circonstances yu xaw a metti sax la ñuy jëlee grand ki nga xam ne moom mooy jiite foofu la ca grande mosquée bu Dakar ay critères yu wóor voilà donc El Hadj Amadou Lamine Diène moom moo njëkk a nekk imam ratib bu Dakar foofu la ca grande mosquée moom mi ngi ko nekk ci atum 1964 bi ñu ko inauguré ba bi muy génn àdduna ci atum 1976 benn jouru korité ci la génn àdduna donc ginnaaw moom ki nga xamante ne moom moo di jarbaatam di El Hadj Maodo Malick Sylla bàjjo bi voilà moom moo ko daal di wuutu foofu moom lañ doon woowee la voix d'or moom El Hadj Maodo Malick Sylla moom nekk jarbaat ci ni ma ko waxee El Hadj Lamine Diène moom 1976 ba 2001 moom tamit moo nekkoon imam bu grande mosquée bu Dakar ginnaaw moom El Hadj Alioune Samb moom moo ko daal di wuutu moom la ñuy woowee le véridique moom ba fii moom moo fa nekk mais pour delluwaat tuuti dogguma la j'aimerais qu'on écoute un peu parce que doo tëb noonu imam Maodo Sylla il nous a bercé kii yal na yàlla yokk leeram
ndax nit ku yéeme la woon dañu daan yàkkamti korité dañu daan yàkkamti tabaski même boo demul grande mosquée da nga daan yàkkamti seetaan julli bi RTS nañu ko déglu doog a dellu si waat ci li ngay expliqué noonu hibbatihi wa ahtaahum atayaahu wa anzala lahum min as-samaa'i barakatihi wa axraja lahum min al-ardi nabatihi wa sharaha lahum al-hidayati wal-falah wa awdaha lahum nahjahu ahmadu li annahu fataha abwaaba wa xaadana ila sawaa'i sabil wa salaatu wa salaamu ala asrafil mursaliina Muhammad. mu ngoog dañ leen cee bëggoon mosal aslëf rek ci taxawaayam xam naa ne ci koor gi daañu profité gën a yaatal yi mu jot a def ci ay heures yu ñu nar a tànn ak direction programme bu télévision Futur Média bu ko defee ñu fàttalikuwaat ki nga xam ne ni mooy imam Maodo Sylla du moom rek amoon na ñeneen ñoo xam ne ni itam jot nañu jaar ba nekk imam bu grande mosquée bu. voilà donc après moom El Hadj Maodo Malick Sylla comme ni ñu ko waxee Pape Cheikh El Hadj Alioune Samb moom mi ñuy woowee le véridique moom moo ko wuutu moom mi ngi fa depuis 2001 ñu fàttali ne nag moom ñi ngi ko teg ci bopp foofule mu wuy jiite ci grande mosquée bu Dakar ginnaaw bi nga xamee nag xëccoo bu tar xawoon na am ci diggante Ablaye Matar Diop ak Pape Ibrahima Diagne ñoom ñaar ñëpp di ay grand sëriñ yu Ndakaaru ñu fàttali ni moom tamit nekkoon naayim ci bi nga xamante ni El Hadj Maodo Malick Sylla moom moo fi nekkoon ah. loolu la wax naim olof yi dañ koy juwale naim ak naib. waaw naib mooy suppléant. waaw premier adjoint. waaw wala adjoint. voilà naim mooy kuy nelaw. naib. waaw te olof yi naim rek la ñuy wax. naib mooy kuy nelaw. mooy nelaw naib mooy ki nga xam ne naib mooy kii voilà. jërëjëf ci waaw c'est bon à savoir parce que sama mais yàlla intention lay fay nag. waaw xam intention lay mais boo demee ba xam ko nga prononcé ko normalement. c'est juste que dama jàpp ne ñu si bëri de amuñu du question problème prononciation. mais dañu jubale naim rek la ñuy wax naim bi mooy naim bi mooy naim bi. naim mooy kuy nelaw. mooy kuy nelaw naib. waaw naib la ñuy wax naib. naib mooy voilà donc moom nekkoon na naib boobu mi ngi am 37 ans donc avant muy nekk li nga xamante ne moom mooy jiite foofule ca grande mosquée bu Dakar ñu fàttali ni ci jamono bi fii Léopold Sédar Senghor nekkee grande mosquée bu Dakar Léopold Sédar Senghor dañu wax ni dafa daan dem tout le temps di teewe julli bi même le fait que mu nekk catholique julliwul et tout mais da daan faral di dem di teewe julli bi ba moom am na benn tentative d'assassinat bu amoon foofu la amee woon moom Léopold Sédar Senghor foofu lañ ko doon bëgg a faatee boo fàttali ko Pape Cheikh 74 defe naa Abdou Diouf bind na ko ci livre bi. mu ngi ci livre bi mais dañ ñuy may ñu daaneel. waaw kay livre bi moom na tàllal ne. waaw kay merci mi ngoog donc gis nga Pape Cheikh boo fàttali ko bi ñuy def patrimoine ci ancien tribunal bu Ndakaaru waxtaanee woon nañu maa ngi la doon wax kenn koo xam ne moom lañ doon exécuté foofule. mu ngi tudd Khadim Lo moomu Moustapha Lo plutôt Moustapha Lo moom la ñu toppee woon moom la ñu waxoon ni moom la ñu jiiñoon assassinat boobu ñu doon def ñu jéemoon ci président Léopold Sédar Senghor ba tax ñu daal di ko exécuté donc loolu tamit bokk na vraiment ci histoire grande mosquée bu Dakar donc bu ñu ko ci tënk grande mosquée de Dakar Pape Cheikh bërëb la bu nga xamante ne fii ci Sénégal bokk na non seulement ci patrimoine bu UNESCO bokk ci histoire u Sénégal mais bokk bu baax ci histoire u Lébu parce que ni ma ko waxee seen ay sëgi maam non seulement foofu la ñu def grande mosquée bu Dakar mais ñoom Lébu yi boobu ak léegi ñoom ñooy donnante nekk imam bu grande mosquée bu Dakar donc événement lay am chaque année ak Korité buy ñëw Tabaski buy am parce que lu ci ëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite réew mi foofu la ñuy julli jee ca grande mosquée bu Dakar. mu ngoog donc loolu am na solo ci patrimoine ñu ngi la ciy gërëm bu baax Thioro Mbar Ndiaye am na yeneen i bërëb yoo xam ne ni dinañu fa dem donc ñu ngi ñaan ñi fa ne ñu ubbil ñu seen i bunt Masalikul Jinaan itam baax nañu waxtaane ko grande mosquée bu Touba baax nañu waxtaane ko grande mosquée bu Tivaouane baax nañu waxtaane ko grande mosquée bu Medina Baye baax nañu waxtaane ko ay bërëb yoo xamante ni dinañ ci ñëw mais ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo fa ne ñu ubbil ñu seen i bunt pour ñu mën a permettre sénégalais yi parce que am na ay mbóot yoo xamante ni xaw ma ko woon par exemple ci grande mosquée bu Dakar te xam naa ko tey grâce ak patrimoine voilà donc Al Mahdi
voilà donc yooyu yëpp dafa jar a xam et que bërëbu jullikaay moom bu nekk ci ruq sax dafa bëri valeur. waaw c'est juste que am lu ma préciser mooy am na lu mu wax nit ñi xam naa dinañ am ni ñu ko déggee. mooy que ne ku dul lébu di fa jiite. loolu non waxuma ku dul lébu dama ni. li fa biñ ko sancee ak léegi ay lébu. ñoo fa jiiteegu mbokk. maag yow ñoo far fa laa jëm. l'islam nangu na loolu. ndax dañuy wax yow xanaa daa am loo déggaloon coro balaa muy ñëw. déet Pape damay leeral rek déggoo ma ne ko foofu laa jëm damay leeral rek dama ne loolu l'islam maye na ko. ndax dañ fàtte naa ne nee nga ruube baaxul. dañ naan musaafir du jiite maanaam koo xamante ni xamuñu ko du jiite kon tey jii nii lébu yi bu ñu defaree lu mel ni grande mosquée état bi jàpp si Maroc jàpp si te ñu joxe woon seen ay suuf am ay nit ñu jàng yu màndu yu ragal yàlla am nañ seen sañu nañ yaa ngi gaaruwaale de ragal naa yàlla de moom moo di imaamaa gi noo gaaruwaale moom donc loolu tey jii boo demee Makka noonu lay demee ak yeneen béréb yoo xamante ni fa tabaaraka xam nga oustaz ma ci jaaxal ña fa nekk rek nee na ci kaw armère lañ ko tabax si kaw yi armère waaw xam nga du attention du grande mosquée bi yëpp moo nekkoon ay armère dafa am partie boo xamante ni rek si la ay armère ne woon te armère yooyu doo ko dégg yaatoowul comme armère yi tey ni mu yaatoo ndax tey nit ñi say lañ gën a yokk par rapport ak démb ak barka démb donc du càggi ne dañ ñëw fekk kaw armère yi ñu tabax si li nga xamante ni moom moo di jumaa ji déedéet mais une partie rek mu ëmbaale li nga xamante ni moom moo di ci cimetière la nekkoon parce que léegi moom ñoo moom ngaraaf yàq jëf bétuwaar waaw yooyu yëpp ñoom daanaka ñoom daal ñoo moom Dakar. macha allah sant yàlla rek ma nuyu ma mbokki lébu yëpp fukki penc yeex ñaar. voilà Mamadou Ndiaye ñu may la ci 2 secondes rek. ci livre bi. dafa wax lu am solo loo xam ne dafa démb ñu ngi ko doon waxtaanee fii ci relation chrétien musulman fii Sénégal. c'est que dafa wax lu am solo mooy président Léopold Sédar Senghor doon teewee julli te loolu bokk na ci li nga xamante ne moom pour gën a propulser gën a mettre en avant sur relation yi parce que daf ko doon wax non seulement pour moom mais ci biir gouvernement à l'époque donc ñi nga xamante ni duñu jullit ñu ñëw teewee amoon nañ place foofu bi nga xamante ni foofu lañ doon toog ñu teewee loolu te loolu dafa nekk lu am solo te en plus dafa bokk ci histoire du Sénégal c'est bon à préciser surtout ci moment bii nga xam ne fi lañ nekk te démb loolu lañ doon waxtaanee. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Barthélémy Diaz bu ca kanamee mooy nekk invité quartier général tey dina ñëw fu mu miin bëri na ma waxaat leen ko ay ponk yoo xamante ni bëgg nañ ci waxtaan ak moom am na doole soxor na xale la te mën na li muy def xale la waaw moom ñun dañu koy woyal am naa doole soxor naa Barthélémy Diaz on va le retrouver ci fi nga xam ne nii mooy suñu régie 14 bu ko defee ñu nuyu ko laataa mu ñuy fekk si studio 10 bu télévision Futur Média Bart comme ñoo bokk jamono ñun noonu lañ koy woowee Bart mais Bart ñu ngi lay nuyu gërëm la ci nangul bi nga ñu nangulaatee doon invité quartier général na nga def. Pape Cheikh maa ngi lay gërëm di la sant. di leen di gërëm yéen waa TFM ci invitation bi ak ci opportunité bi nuyu tamit téléspectateur ou télévision Futur Média. mu ngoog tey ñu nit dialogue la ñu woote de ak yow. waaw bisimilah yéen moom waa TFM dialogue ak yéen yomb na waaw bisimilah kon. dafa am ñu dialogue yombul ñu yomb la dialogueel wala. dafa am ñu gëmul dialogue parce que dialogue du seen intérêt. ah d'accord waaw ñoom dañu gëmul dialogue parce que dialogue su amoon daanaka lu ci topp xam nañ ko mooy dañuy daanu. d'accord lan ngay xaar tey ci quartier général bi. ñëw waxtaan si ak mbokk yi. am tamit yaakaar Sénégalais yi mën a am lu ñuy jëlee ci waxtaan boobu. parce que dialogue bi ñun dañ ko bëgg. nam ma ko parce que lii di ëllëgu Sénégal daf ñu ñor. ci kaw nag ñu ànd ci ak tey ak dal. ak tamit gëm yàlla parce que léppay jeex ci àdduna nguuru yàlla rek a dul jeex. Qu'est-ce que ça te fait à chaque fois boo déggee ni Barthélémy Diaz bokk na ci homme politique yi gën a jege ndaw ñi maanaam xale yi yaay seen fans qu'est-ce que ça vous fait. mais damay sant yàlla parce que du ci xam-xam du ci diine du ci lenn lu ma ëppalee ndaw Sénégal yi wante tey Sénégal dafa am lu ñu namm lu ñu namm mooy constance mooy principe mooy valeur mooy lépp lu nga xam ne daal ci gàttal mooy lii def la fierté du Sénégalais te ci loolu lay jéem a dox maintenant nag nit mën na erreur wante damay def suma kent lay kàttan ba ëllëg
bu ma kenn xool ba jéppi ma. loolu rek laay ñaan yàlla wutuma alal. wutuma ndombal tànk. lu ma bëgg daal mooy mën a dox ci biir réew mi fii laa juddoo fii laa yaroo. te lu may ñaan yàlla ku ànd ak man ak ku àndul ak man bañ ma jéppi. macha allah may sant yàlla nag parce que daaw ci waxtu yi. maa ngi tëddoon fële ci kaso bi ànd ci ak suma mag Khalifa Sall doon seetaan ay quartier général. noonu nga ñu manqué woon daaw. kon nag tey ren yàlla dogal man ñoo fekkee tey quartier général dama ciy sant yàlla bu baax a baax. macha allah en tout cas dinañ la recevoir dans quelques minutes waaw Barth wa. wax ko. Barth. dégg nga Mohamed. waaw Mohamed maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar bu wér. ma ne grand boobu bi nuroo naag yi président di faral di jullee léeg-léeg bi. waaw wante xam nga président bi dañ ko xañ comme mi ngi ci kaso bi ma solol ko yére bi rek. waaw. à tout à l'heure Barthélémy Diaz hashtag bi QG 2019 ñu ngi xaar seen ay réaction Yacine Sey Diop comme chaque année lépp lu jëm ci wàllu kaaraange moom lañ ci àndal moo xam environnement wala kaaraange tey nag Yacine ñu ngi lay nuyu jox la sa wàccuwaay ay machine lay faral di gis bu nit feebaree ñu koy def ci dënnam yooyu ndax du am ay gaañu de temps en temps. non. du am ay gaañu mais tu me permettras ma nuyu chers téléspectateurs di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu di ziar bépp kilifa diine ak aada boo xam ne ñoo ngi ñuy seetaan mais aussi di am un immense plaisir comme chaque fois di partager li nga xam ne mooy talk show numéro 1 au Sénégal di quartier général di ci indi jéem a saa su ne nag di bay suñu wax di indi loo xam ne une fois ñu pare ci rek dina marqué li nga xam ne mooy esprit mais dina des aussi ci li nga xam ne mooy comportement des citoyens machine yi nga wax nag tey dañoo indi li nga xam ne mooy défibrillateur. luy loolu. ñu ah. waaw luy loolu waaw vas-y baal ma. waaw dañoo indi li nga xam ne mooy défibrillateur. non loolu kii la sphincter loolu si biir kër bi lañ ko defal ñu tudde ko partout ci tasum xibaar kii dafa technique loolu xibaar la de man bu ma dee réunion quoi soriantuñ même terme bi lañ doon wax même terme bi défibrillateur yëmal ci tasum xibaar voilà waaw xam naa sorewul noonu mais am na différence ñu tudde ko partout et pour tous lu tax parce que benn machine la boo xam ne Pape Cheikh Diallo arrêt cardiaque yi bëri na ci réew mi te très souvent soo seetloo actualité bi temps yi soo ko dégloo rek dañ naan diw dafa am malaise ñu yóbbu ko hôpital mu sedd donc dafa nekk benn appareil boo xam ne lu war a am fépp la fépp fu ay nit daje comme fi ñu nekk nii tey waroon na am défibrillateur ci gannaaw ak ku ñu formé kenn ñaanu ko yàlla amin kenn ñaanu ko yàlla mais xëyee am envie arrêt cardiaque kon war na fee am Bouba Ndour wut ko c'est une obligation dañuy wax sax ne ci entreprise yi nga xamante ne Bouba Ndour nee na dina ko wutal boppam Bouba yow de boo AVC xaw ma ñun fu ñu jëm ñun ñi nga xamante ne hôpital bu ñu deewee la ñuy wër ni bàyyi ñu safurla donc fuy bëri nit rek war na am loolu. waaw dañuy wax sax ne ci réglementation entreprise su demee ba war a am à partir de 30 jëm kaw ba 57 dafa war a am li nga xam ne mooy comité d'hygiène et de sécurité. comité boobu nag ci liggéeyukaay yi ci biir rek lay nekk. ñoom dañ leen di former pour lépp lu jëm ci wàllum kaaraange ak hygiène entreprise bi ñu war ko def. mais tey ñu indi lu am solo loo xamante ne ñu foog ne suñ ci jógee. désormais dinañ ko gis fépp dina am fépp. demoon nañ nag seeti ki nga xam ne mooy commandant Kanar Fall Diop di expert en sécurité civile wax lan mooy importance défibrillateur pour ñu am ko dans les lieux publics comme ci kër yeeg mairie fépp foo mënti dem ndax ça sauve des vies su arrêt cardiaque amee su fekkee ne élément bi pare na mën nañ dem seeti ko Pape Cheikh après dellu si commenter ko. souvent nga gis ko am arrêt cardiaque donc bu ngeen ñëw mu ngi sax xaw a kii nga jël ko dugal ko ci ambulance bi amul défibrillateur ngay pii pan bi daw bi ngay daw sax vitesse ambulance bi ak freinage brusque bi ak dala bi day joué ci moom mais balaa muy àgg doo yóbbul médecin bi néew nga ko yóbbul. ana lan mooy défibrillateur. moom noonu leen di pour dimbali nit ñi xam lañu wala li nga xam ne mooy yetu bu fekkente ne nag défibrillateur bi du défibrillateur médecin kii pour utilisateur bi maanaam grand public ñëpp mën nañ ko war a utiliser. fan lañ ko war a jëfandikoo. war na am ci fépp fu nit ñi di liggéey moo xam ne bu fa nekkee bu weesoo juróom fukki nit war nañ am défibrillateur donc ci établissement industriel bi fi mbooloo di liggéey yëpp
war na fa bu suñu établissement de santé maanaam fu mel ne ay mbooloo dafa daje maanaam dafa défibrillateur. ana lan moo tax itam ñu koy jëfandikoo. mooy léegi deegu gaaw bi dafa bëri malaise lay commencé du ñu def dara mu continuer xol bi arrêté noo gi arrêté mu dee booba nag bu ñu défibrillateur amoon dana àgg hôpital te bu àggee hôpital ci soins intensifs mën nañ ko sauver. kañ lañ ko war a jëfandikoo. bu fekkente ne dañuy wax ne inconscient maanaam xam na ba xamut fu mu nekk soo ko ooyee du la wuyu soo ko kaataa du yëngatu soo waxee moom du déglu donc perte na connaissance mbaa nga xool ne noyeetul mooy xool nga dënn bi teg nga ci dënn bi di jógul nga toog sa bakkan ak sa nopp ci wetu nopp bakkanam bi nga teg xool gis ne dara yëngatuwul respiration boobu muy def day daal di taxaw rapidement du continuer day daal di taxaw rapidement te ci taxaw boobu ci dans les 5 minutes bu ñu ci deful dara musul doo mën na ko daal. ndax itam ku nekk war na koo mën a jëfandikoo. kii défibrillateur grand public yi nécessairement dana am formation mais formation bu importante c'est-à-dire dañ lay wan ñu ngay defee massage cardiaque ni ngay defee bouche à bouche ak da nga koy taal boo ko taalee xase taal moom moo lay wax da ngay def yëpp am na nii muy def ni da ngay poser électrode yi day ànd ak moom boo ko posé bu baax boo ko rajo naa ne ñu ko posé baaxul donc moo lay wax lépp. ak itam niveau d'efficacité bi nga xam ne daal dina koy am. et si c'est bien sur ça mën na leen sauver bu yóbbu la hôpital dafa am défibrillateur bi ci électrode yi lay changé électrode dafa am yu nourrisson dafa am électrode spécial boo xam ni da ngay def benn bi ci dënn bi benn bi ci gannaaw mais bu dul électrode nourrisson yi li ngi des adulte yëpp moom défibrillateur bi ñu ndax njëg bi yomb na. ça tourne autour de 2,6 millions donc autour de 2,6 millions c'est accessible bala nga koo yóbbu mu dem combat nga génn dawal wutal hôpital wala ngay woo pompier ba da nga àgg mu dee mais da nga jaxal lu ëpp c'est dara jaxal lu ëpp 2 millions te bu amoon défibrillateur mu dund mais Sénégal farataalu ñu faj dëj lañu faratal. mu ngoog ñu doon déglu Kanar Fall Diop Yacine nga seeti woon ko mu indi ay leeral ci man mënuma koo prononcer défibrillateur. défibrillateur. voilà obligatoirement dafa war a nekk fépp. dafa war a nekk fépp moom c'est un commandant des sapeurs pompiers. bu ubbi léegi bu décroché ubbi cabinet qui en fait un cri de cœur. un combat personnel parce que yàgg na peut-être. àgg si bërëb war a sauver nit gis ne su ambulance bi rek amoon défibrillateur xëy na dinañ mën a sauver une vie. Et je me suis entretenue avec benn docteur cardiologue docteur madame Deme mu ne ma cardiologue docteur yi nekk si urgence yeeg hôpitaux yëpp soxla tey. dans les gestes de premier secours maanaam nit ki su amee arrêt cardiaque rek défibrillateur war na jege foofu ñu defal ko. parce que comme li commandant bi wax ci reportage bi sur 100 cas yu am arrêt cardiaque tey suñu jëloon défibrillateur bi appliqué ko 80% dinañ leen mën a acheminer au moins à l'hôpital pour que léegi li ci des médecins yi doxal ko. donc c'est important bi ci des mooy am na benn défibrillateur bu mu tudd muy à carte mémoire boobu suñ ko defalee nit ki day enregistrer déjà électrocardiogramme nit ki ba nga xam ne su demee hôpital dañuy rocc ci carte mémoire bi rek jox ko médecin bi automatiquement am na une idée ci li xew ci nit ki en terme d'arrêt cardiaque ak de débit li nga xam ne mooy battement cœur bi donc mu nekk élément bu essentiel nee na dëkk boo mënti dem léegi ci àdduna bi am na ko que ce soit dans les aéroports moo ngi ci benn box te nee na ñëpp ñoo ko mën a utiliser que ce soit un cuisinier képp mën nañ ko utiliser parce que bii bokkul ak bi nga xam ne mooy nekk ci hôpitaux yi bii maire yi mën nañ ko am ñëpp mën nañ ko am li ngay wax ni dafa important de voilà da ngay gis ko football jékki-jékki daanu da ngay gis ko toog jékki-jékki daanu da ngay voilà quoi. wax na ko sax nee na ndeysaan le jeune kii Abdoul Mbaye ki doon way kii. Abi Ganna. Ablaye Mbaye Papa Wemba. amu fa woon défibrillateur te pourtant il y avait des agents de la Croix-Rouge. Ganna bi muy daanu maa ngi taxaw. c'est ça mu ne même défibrillateur bi. waaw mu ne même défibrillateur bi dañ ko mën a appliquer ci bébé. xam nga bébé parfois mën na am arrêt cardiaque donc su boobaa même appareil bi la mais électrode yi maanaam muy fil yi nga xam ne teg nañ ko nii moom la ñuy appliquer moom la ñuy teg rek ci dënn bi su ko defee am na lu ñu koy appliquer moom moo lay wax lépp nag machine bi moo la naan écartel
ñëwal bësaatal taxawal xaar donc ba nga xam ne su nit ki ñëwaatee rek le temps que ambulance bi di ñëw parce que ñëpp xam nañ ne soo woowee ambulance balaa muy ñëw parfois mu def waxtu lu ne xaj na ci mu ne sax suñu jëlee nit ki ba dugal ko ci ambulance yi freiné bi muy def ak temps bi muy jël foofu aussi mën na ko indil arrêt cardiaque mu nekk élément boo xam ne c'est très important mu ne loolu nag dogal boo xam ne ministère de l'intérieur moo ci war a mën a àddu ndax tey dëkk boo mënti dem ci àdduna rek am na ko te temps yi feebar yi bëri na malaise yi bëri na te gëm naa ne suñu amee li peut-être geste de premier secours comme li ma cardiologue bi wax ci la bokk donc c'est indispensable war na am ci plage yi nit ñi dañ fay bëri mais même suñuy joxe résultat bac ak examen yi gis nga xale yi nit ñi yuuxoo noonu am na ay endroits yoo xam ne mënul même téléspectateurs yi xaar quartier général itam war nañu ko am exactement n'est-ce pas waaw exactement mu ne aussi lu mel ne stade xoolal lamb su amee niveau de stress bi xale yi ni ñu leen di yëkkatee ñuy dem ni ñuy xëmee am na ay endroits yoo xam ne tey daal défibrillateur mënu faa ñàkk donc dogal la boo xam ne ministère de l'intérieur lañ si interpellé li moo tax sa taxawaay ci quartier général bi am solo parce que da ngay alerter moo xam ci wàllu environnement da ngay alerter ci wàllu kaaraange loolu nga indi am solo lool Yacine ñu ngi la ci gërëm bu baax nuyoo Mami Diop nag ci la ñuy waaj a jàll am ngeen temps wooñu ñu may leen xaalis donc composé leen numéro téléphone yi 88 628 22 22 et di ngeen am temps aussi naan ataaya te Flécha le Sophie di indi di nga am temps itam servi ñu mën a xëdd ngeen am temps woote ñu jël leen léegi nii 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 pendant que Mami di nuyoo yooyu yëpp xaj na ci voilà Mami ñu ngi lay nuyu jox ñu ataaya bi te ngeen woote gaaw composé leen numéro téléphone moo bàyyi man nuyoo bi du ma ko far bàyyee. yow kay nuyool. am nañu temps def yooyu yëpp. Mouhamed tee ma koo bare. ku ci xam rek ma teg la ko. fii moom dara méttiwul mbuusu glace. am ngeen temps wut défibrillateur xaw ma lu Yacine wax fibrillateur xaw ma nu mu tudd machine bi. Baye mbuusu glace fukki dërëm moom jafewul. mais xam nga numéro bi léegi challenge la. challenge la kay. day gis ñoo xam ne dañ koy def challenge man gis naa ko. ku ci gagné ku nekk nag liñ lay jox prix bi maa ko yor. xanaa grand boubou jaune noir rek. jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaar yi tey ak bu leen fàtte loolu xaalis lay maye ku dugg maye ko 50 000. waaw d'accord baal ma mais damay jëlaale sama temps defaale aussi leneen rek. mais boo jëlee sa temps ma jël sama temps day jaxwe. wax nga dëgg waaw kon nuyool Adja. jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sama yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela te fu koy jaloore di ziar mboolem téléspectateurs yi magee rek ay atam bëri. tey wax ne maa ngi leen di bégge te leen di baalu àq ci weer bu sell bii ñu nekk baal leen ma baal naa leen yàlla nañ ko teewe ay déwéni déwén amiin Diop delluwaat nag bàyyi di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li tax mooy cheikhub sëriñ Saliou boobu di Cheikh Béthio Thioune wax fa dëgg yàlla am nee naa man Sénégal dina nu manqué lool waaye nag mission bu yeggee faaw borom dellu fa mu jóge woon te yàlla dee la njëkk a bind ko dund kon li des ginnaawam lépp yàlla na ko yàlla seddal ci barke kamu yaakaaroon mooy borom got ak njurul ak borom lagan ñi ngi ko koy ñaanal delluwaat nag di bëggewaat waa Sénégal gépp di wax ne quartier général moom mooy loo xam ne ci xolub doomi réew mi la nekk kenn ku ci nekk boo toogee yaa ngi yàkkamte sax weeru koor ñëw ndax quartier général di wax ne nag di nuyu sama papa ji fi jàll léegi muy papa Kannar Diop ndax rek ci baay la di wax jërëjëf Maulana Cheikh Ibrahima Niass ak waa kër Mame Barham yëpp maa ngi leen di ziar ëllëg sax ñoom la ñu fas yéene waxtaane xam naa ni dara du la téye ndax bëgg Baye daañu recevoir njabootu Baye Niass ku mel ni Aïda mu Baye suba surtout Baye Niass yeeg waxtaan wu yaatu wu ñu nar a jagleel Baye Niass ëllëg lay doon ci télévision Futur Média jërëjëf Mami ni nga daanalee moom heureusement ba nuyoo nañu. danga maa tooñ waaye boo yëgoon danga may bàyyi ba suba walaay bu ma yëgoon kay dama lay bàyyi nga tàllal. ndax ay da nga yàqal baatare rek fàllu rek ndax suba damaa naroon di baatare ba banque bi jeexal tàkk. waaw quand même mu ngoog léegi ñu jël leen ku njëkk a dugg léegi dama koy nuyoo 50 000 vite fait. dëgg la de fukki junni rek voilà xam nga fuuy moom day bette waaw buñ la nee li ngay def neex na ñëpp bég nañ ci loolu yaa ngi yàlla doyen da ngaa dugg da ngaa woote. dugg naa mais xoolal li kii wax nii est-ce que mën naa cee wax benn une seconde. ci défibrillateur. fédérateur. c'est que comme ministre de l'intérieur lañ ci interpellé. ministre de la santé. de la santé nga wax. non ñaar ñëpp. ministre de l'intérieur. yow xamoo xale bi li mu nekkee. waaw très bien. micro loolu dama doon wax ne gis nga
bus yi def transport. war na ko am car rapide yeeg Njaga Njaay. ñoom dañ leen a war a auto bu ci ne am ca benn. dëgg la ndax. voilà kii bi moo ngi koy wax nee na 1.600.000 rek lay jar. waaw léegi man ma dolli la ci. waaw fu amul extincteur xaw ma. extincteur ndax dina am loolu. mais xoolal extincteur yi sax respecté wuñu ko. Pape xam nga lan la wax ci reportage bi. nee na Sénégal dëj lañu gën a fulaal. li ñuy def ci dëj ak ci jaxal. tey su benn entreprise jëloon de 1.600.000 c'est rien du tout te da ngay gis nit ki nee na jox na ma benn exemple nee na si benn banque de la place proposé na ko. ñu négligé ko une semaine après. directeur bi décédé par arrêt cardiaque. Bien sûr. On néglige des choses yoo xam ne parfois c'est am na benn photo bu ñu. yow bis bu yor da nga koy dagg rek Mamadou. benn photo bàyyi ko moom fee la war a toog. Roubé bàyyi ko. am na photo bu ñu dugal ci Instagram bi dañu def ñaari kees def keesu ku malade ñu def ci ay weccit keesu dëj ñu def ci billet ba mu fees dell parce que xaw ma si c'est culturel wala genre gis leen ma bi foofu lay gën a baaxee foofu la ñuy gën a xamee toog ci géew bi di wax kii moo jaxal li kii moo jaxale plutôt que prévenir aider nit yi bu ñu nekkee ci feebar wala ñu éviter ñu def ay arrêt cardiaque ak yooyu donc xaw ma daal il faudrait ñu xool naka lañ koy changer ndaxte nit ki buñ ko suulee ba pare li nga koy jox ça lui sert plus à rien. parce que clim bu baaxul sax mën na indi arrêt cardiaque en pleine émission loo ciy dolli. lépp xaj non am na jumtuwaay yoo xam ne dañ ko war a exiger yenn institutions yi. dana compliqué comme les pères di wax ñu dugal ko ci transport en commun yi. ndax car boo xam ne chaise bu baax sax amu ci nga bëgg ko jënd la appareil 1 million et quelque day compliqué. ñoom bañ na ko ba assurance ak visite technique sax dañ koy négocier. mais lu mel ne ay banque lu mel ne yenn kii nga xamante ne ji nit mën na fa daanu ñu war koo mën a sauver dañ leen ko war di exiger. mooy comme extincteurs yi. moo gën ñu bàyyi ba liy am ba pare ñu toog naan suñu yëgoo accident yi da ngay gis accident am nit koo xam ne nit ñi ko wër bu accident bi amee da ngay gis blessé yoo xam ni bu kenn waree def dara sax dañ naan non bu kenn laal nan xaar sapeur ba noonu lay jékki-jékkee sedd guy te war nit ñi war nañ leen a jàngal premier secours yi. voilà ñun tamit war nañ ko am ndax saa yu fi amee ku xam Youssou ñëw nañu est-ce que vous êtes là. kon balaa nga ñëwoon est-ce que vous êtes là wutal ñu clim bu baax moo gën ngay bàyyi ba ñu gaañu nga naan ñu est-ce que vous êtes là. sama toogaayu ren bi moom dama ko baal bu. est-ce que vous êtes là la moo fait. duñu ko baal bu. allez ku njëkk a dugg léegi ma may ko 50 000 laataa ñuy yaatal waxtaan bi tey ci quartier général Ndim Sène la ñuy bëgg a àndal daañu ci bégal njabootu Cheikh na Cheikh Saad bu yëpp wax xayaartu sët yaa ngi ci réew mi Chérif Alwalu Maane Ndiaye ñu ngi koy ndokkeel sunu Chérif ñu ngi koy ziar bu baax ak njabootam yëpp ak Chérif Alxayri Boubacar Alxayri moom sunu sang la xam naa ni mu ngi wàcc teewaayam ci bis bi ñuy jagleel maamam comme chaque année donc bu amee ku dugg léegi ñu jël ko très rapidement balaa ñuy jàll ci leneen 88 628 22 22 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 mën ngeen a woote léegi nu mu gënee gaaw yéen a ngi seetaan mais en même temps di déglu émission bi ci rajo bi King FM 99.4 allo. allo oui. kooku. man la Pape Seck. yow la. Pape Seck. Pape Seck. Pape Seck na nga def. maa ngi fi rek. yaa ngi wootee fan. maa ngi wootee Dalifort. yaa ngi wootee Dalifort. yow day Pape nuyoo naa la fukki junni te dara xewagul. loolu de moo am na solo moom. waaw fukki junni moom defe naa baax na pour dépense su période bi ah. parce que jamono neexul. waaw loolu moom dëgg la moom. te président fast track la woote. waaw fast track nag weesul nga dugg rek ma tuuf la fukki junni. waaw fi nga génn sax dafa baax. fi ma génn nooy na. waaw foofu moom nooy na moom. waa jeex na balaa ngay récupérer sa fukki junni dañu lay bàyyi rek nga joxe sa message noo gisee émission bi. waaw émission bi moom wax dëgg yàlla émission bu ñuy rafetlu la. waaw maa ngi koy suivre c'est aussi maa ngi koy wax sànq rek maanaam amélioration yeeg yooyu neex na ma ci te gis naa plateau bi seen plateau bi rafet na trop macha allah. jërëjëf waay. wax dëgg yàlla TFM moom ay innovation rek laa fay gis daal. jaajëf merci. waaw di lay wax ni nag yéen a ngi gunge ci koor gi daal. jaajëf. am nga fukki junni ne quitte pas bul croiser sa Alice noonu lañ ko daan waxee comme ça ñu jël sa numéro téléphone mën la livrer 50 000 yi nu mu gën a gaaw ak service SVA bu télévision Futur Média merci d'avoir appelé lii ngeen di gis tamit bu fekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko mu tànn bu ko ci neex moo xam téléviseur moo xam mixeur moo xam machine à café moo xam micro-ondes wërsëg nag defe naa fu ne lay ñëwee nga woote ci émission rek ñu may la lii teg ci tamit fii ba quartier général bi jeex mën nañu maye
billet Makka comme ni ñu koy defee chaque année ci télévision Futur Média y a que télévision Futur Média pour faire de la télé ba ngeen gis ci seen bopp yéen ñi nga xam ne yéen a àndandoo ak ñun ci yi ñu tuddee ces grands moments de télévision allo. allo oui. kooku. na ngeen def waay. waay ñu ngi sant waay. waxuma Pape Cheikh waay. waay kooku kan la waay. oui Mamadou Faye. est-ce que mën nga dégloo ak téléphone bi bañ a dégloo ak télé bi wala rajo bi. waa rajo bi day dugg. RFM sax 99.4 wala waxoo loolu. ah Mbaye Diallo Mbaye sañul woote bu woote du ma ko def dara allo. jërëjëf ñu ngi lay fay noo tudd. waaw Mamadou Faye. nan. Mamadou Faye. ah Mamadou Faye xanaa fi nga dëkkee dafa sori. waaw ñu de Thiaroye-sur-Mer lañ dëkk. ah yéen a ngi dëkkee Thiaroye-sur-Mer naka waa Thiaroye-sur-Mer. oui ñu ngi sant alhamdulilah. Mamadou du ma la téye lu yàgg dama lay bàyyi nga xool écran bi rek loo fi bëgg tànnal benn ñu may la ko téléviseur micro-ondes mixeur tànnal lu la neex. Mamadou. dégg ñu la ah lu mu bëgg fukki junni. waaw ay ca amul problème boo bëggee ma may la fukki junni Mamadou nga ni foo dëkk. Mamadou dommage Mamadou loo bëgg rek dañu la koy may ci numéro téléphone bi moo xam téléviseur moo xam xaalis yéen a ko moom pour yéen la c'est cadeau et c'est pour vous ah fii ba émission bi di jeex même bu fekkee ñu ngi ci débat bi di waxtaan yéen composé leen rek numéro téléphone yi nga xamante ni ñoo affiché wu ci suufu écran bi noonu 88 628 22 22 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 wala 88 628 99 80 donc ay numéro téléphone yu bëri la ñu teg pour kenn ku ne mën a jot télévision Futur Média ci nu mu gënee yomb allo. yàlla. kooku. man la Mariama Ndiaye. yow la. Mariama Ndiaye. Mariama Ndiaye na nga def. maa ngi fi. fan ngay wootee. maa ngi wootee Nioro du Rip. Mariama xanaa koor gee la jàpp sa baat bi sedd na de. sànq de météo bi gis naa ni boori Saloum moom tey tàng na waaye suba dina tàng de tàngooru koor moom métti na de Mariama Ndiaye. torop sax. fan nga dëkk ci Nioro. maa ngi dëkk Céréer. fan ci. Céréer. ah d'accord Nioro ngi neex. waaw mu ngi neex moom. jeena dama lay bàyyi nga tànn bu la neex ci yii ma lay bëgg a woon mu doon sa suukaru koor Mariama. yaa ngi seetaan yaa ngi xool ay ca tànnal bu la neex. micro-onde bi. micro-onde bi ana micro-onde bi moo nekk noonu ci suuf. jeex na micro-onde bi yaa ko moom Mariama Ndiaye xanaa kontaan nga. waaw kontaan naa bu baax. nga seetaan émission rek woote ci télé ñu may la li nga bëgg. waaw neex na trop. loolu seddal na xol de. waaw bu baax. waaw na nga ñaan nag ñaanal ñu. waa li neexul rek. neex na trop. merci Mariama ñu ngi lay gërëm bu baax bul raccrocher comme ça ñu jël sa numéro téléphone mën la livrer sa micro-ondes continuer leen di woote bu leen arrêté ñu ngi leen di xaar fii ba guddi gi di jeex à tout moment ci kaw wala ci suuf mën nañu leen jël may leen soit 50 000 sukkaru koor boole leen ci ñi nga xamee ni bëgg nañ leen yóbbu Makka wala ñu may leen ngeen tànn téléviseur micro-ondes mixeur yi nga xamante ni yéen la ñu ko jagleel Ndim Sène la ñuy bëgg a bàyyi mu ibbi defal ñu cant yi en même temps Barthélémy Diaz va nous rejoindre ñu profité ci gërëm Assane nga nuyul ñu Cheikh Abdourahmane Ndaw waaw man koy xam nga ak Baye Ciss dëgg-dëgg nuyul ñu Tayrou Sarr Baye ba tàggoo xam naa ak Maman Raki waaw macha allah ak Mariam Faye Sall sa yaay. waaw nga nuyul ñu soxna Bali Muntaxa Assane. fa laa jëm gannaaw suba sa màggal sëñ Souhaïbou radiyallahu anhu. macha allah incha allah Baye Cheikh. am mbégte àndoon ak yow ak ñi ñu bokkal équipe bi. bu quartier général bi yëpp fa tabarakallah macha allah. gërëm ñëpp sant ñëpp di gërëm suñu papa Serigne Maodo Sy. ñaanal ko gudd fan ak wér. Jal Thiawlaay ak Cheikh Mamour Insa Diop. da nga tudd Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu rek sama xel dem si moom ñu ngi koy ñaanal. waaw Cheikh waaw l'anniversaire am de. mu ngi noonu barke Baye. waaw barke Baye la Maulana Cheikh Cheikhul Islam. mooy ci ndar képp l'islam gi yàlla na ko yàlla
yokk ay leeram te taas na su si barkeem suba te jaar-jaaram dafa nuru ak jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge Màkka sanc Médine waaw xam nga lu tax bàyyi sanc Médine dafa bindoon ne kii Abdoulaye wa iza saara xayru naasi surtout waraahu loolu bàyyi loolu la waxoon radiyallahu anhu dana wa ida saara xayru naasi surtout waraahu ñu ne ko mooy leen mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu teg tànkam rek dinaa fa teg sama tànk kon loolu du jaas mu mel ni moom mu sant Medine mu sant Medina Baye ak yeneen di ki nga xamante ni moo ëpp ay taalibe si tariqa Tijaan ñu koy ñaan yàlla yokk leeram di wax nit ñi suba insha allah wareef Ramadan ak Seyda Fat Bintou ak oustaz Mor Thiam 10h30 midi si télévision Futurs Médias Baye macha allah jërëjëf yaa oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax en même temps ñu recevoir Barthélémy Diaz ñaar ñi ko accompagner nag ay kàngam lañu ci télévision Futurs Médias maa ngi seen Charles Faye seen itam Chérif Dia ñoom ñu dugg si pendant que ñu bàyyi leen ak Ndim itam mu tàmbali si kar si ñu recevoir leen en même temps. barik lana ya rabbana fi Sénégal barik lana ya rabbana fi Sénégal بجاي أفضل النساء والرجال واخفز لنا فلا نرى فيه مرار واخفز لنا فلا نرى فيه مرار وارزق لنا يا ربنا من الهرات وبولي الناصر العدياني وبولي الناصر العدياني وافتح لنا يا فاتق الأكوان شيخنا لنا وافتح لنا بسيحنا سعاد أبي وافتح لنا بسيحنا سعاد أبي وابني المتاحل وللنبي شيخنا لنا واسم الإله مربي ببركات واسم الإله مربي يكون في سكوننا والهرق سيحسبنا واهل لا اله الا الله واهل لا اله الا الله محمدنا ارسل Siana Mohamed Vadel Diang Mamin macha allah soxna Ndim tey réew mi yëpp bég nañu déjà bi ñu la séenee rek tey ñu nar a dugg ci ëttub Cheikh na Cheikh Sadbou wa xayartu xam naa ni ngumba ngeewul dinañu bég waaye boo demee itam dëkkub Cheikh de Calaw Nguraan ñoom it dinañu bég ndax moo suli woon néew ya Ndar dekkal Baylo Ndiaye ca ngumba ngeewul te Cheikh na Cheikh Saad boo ko yónni woon wa xayartu liñ ci xam bëri na donc daañu delluwaat ak yow bu ca kanamee tuuti Charles Faye nous a rejoint merci d'être là ànd ak Chérif Dia ngir ñu yaatal waxtaan bi ak ki nga xam ne ni mooy Barthélémy Diaz monsieur le maire ou l'ami de la jeunesse hashtag bi QG 2019 ñu ngi xaar seen ay réaction li ci dolleeku mooy mën ngeen filmer seen bopp poser ko question directement après ñun tamit ci suñu statut bu quartier général ñu tegal ko et puis mu répondre en direct et en temps réel tey ci quartier général bi loolu yëpp nag di ngeen ko am juste après cette page de pub.